ngoog jot nañoo déglu Kiné Lam bu yàgg sax dogo bëggoon nañ cee teg yeneen mais bon peut-être bu ñu amee temps dinañ leen ko tegalaatal bëggoon nañ cee teg beneen Fatou Guewel rétro Mati Thiam dogo nga xam ne ñoom yàgg nañ ñoo bégal. yàgg nañ ñoo bégal mais bon on va dinañ leen ko tegal xam naa bu ca kanamee merci Pape Samba pour yooyu nga jëlee ci taatu waxande bi yooyu dafa baax pour mag ñi ak ñi nga xamante ni ñooy bëgg di déglu ay woy yu yàgg exactement 9h32 mooy doog a jot dinañu def comme d'habitude on fera le point du coronavirus am na cas bu bees bu ñu am démb fii ci Sénégal di sénégalais bu jóge Italie. Voilà, il avait plus de 50 ans paraît-il toute sa famille ñu ngi leen def en quarantaine. On en parle tout à l'heure et puis on vous donnera quelques infos sport démb rek match bi amoon dañ ko def à huis clos voilà donc yooyu itam mooy dégâts yi nga xamante ni coronavirus aussi indi na ko. indi na ko mais tamit mu nekk mercredi noir mën nañ ko wax ci sportif yi ndaxte tey bari na ci ay lu tolloog ñaar wala ñetti sportif yoo xamante ne dañ leen testé mu positif. ci ku ci nekk ci championnat yi nga xamante ne muy basket ak football ci kanam dinañ ci ñëw. ak basketteur NBA bi français bi di Rudy Gobert mi nga xamante ne dañ ko testé mu positif ak Daniel Rugani ak nga xamante ne benn joueur buy évoluer fële ci Juventus moom tamit dañ ko testé mu positif ci coronavirus bi nga xamante ne actuellement moo lëmbee àddina mercredi bu doy waar diggante démb la ak tey ji ci alxames bi nga xamante ni information yi ñu ngi wër àddina ay sportifs yi nga xamante ni dañ leen testé ñu positif surtout fële ci NBA nga xamante ni jël nañ décision ñoom tamit arrêté lii di seen championnat bi di NBA muy championnat bu mag boobu nga xamante ni mooy xew fële ci États-Unis ci wàllu basket. président ba sax nee na dafay tëj dëkkam pour lu toll ci 30 jours. ak dëkk yi nga xamante ni am nañu fa ay cas coronavirus bon on en parle tout à l'heure puisqu'on fera le point ak yow patrimoine comme chaque jeudi daañu ci ànd ak Thioro Mbar Ndiaye ca kanam. Bonjour Pape Cheikh bonjour ñi ñi seetaan ni nga ko waxee dinañu ñëw ci patrimoine comme tous les jeudis bu ci kaname incha allah tey nag suivre logique wu li nga xamante ni moom moo di information wala actualité bi nga xamante ni moom moo di coronavirus dinañ waxtaanee institut Pasteur dans un cadre général waaye également institut Pasteur dans un cadre particulier ñëw ci institut Pasteur bi nga xamante ne moom mooy bu Ndakaaru ñu ngi ko am boobu léegi am na téeméeri at ak ñaar fukk ñoom nag xam ngeen ni lépp lu jëm ci wàllu recherche médicale moom moo di seen yitte ba tax sax li nga xamante ne moom moo di coronavirus ñoom ñooy amal test yi tax ñu xam ku ko am ak ku ko amul ci kanam tuuti dinañ ko waxtaanee incha allah. bërëb la boo xam ne dafa bokk ci histoire dëkk yu bëri fii ci Sénégal par exemple Institut Pasteur depuis qu'on en parle am na ñoo xamante ne sax xamuñu kuy Pasteur ci boppam donc on vous raconte l'histoire de ki ñu ko tuddee muy Louis Pasteur raconter leen histoire u bërëb boobule et puis li ko sabab mooy fan yii yëpp on parle beaucoup de li fay xew par rapport ak coronavirus bi bëri na ci ay tests yu bëri yoo xamante ni foofee lañ koy defee ci Institut Pasteur et puis dinañu waxtaanee couverture maladie universelle daañu recevoir directeur juridique ak partenariat xam ngeen ni bu yàggul ay kilifa yu mel ni président Youssou Ndour dañ ci dugal seen loxo ngir dimbali daanaka ñu bëri ñu am taxawaay ci loolee nga xamee ni moo di CMU programme yu am solo lu ci mel ni soirée de solidarité bi leen Youssou Ndour na leen naroon jagleel danu ko bëtal on en parle tout à l'heure dinañu recevoir ki nga xamante ni mooy directeur juridique ak partenariat muy Mamadou Selili il sera avec nous dans quelques minutes et puis dinañu recevoir waa Sonatel xam ngeen ni actuellement ñu ngi ci campagne bu ñu tuddee jigéen sargal li ko sabab nag mooy weer bi ñu ne weeru jigéen ñi la le 8 mars dernier ci lañ doon célébrer journée des droits de la femme donc groupe Sonatel Orange dafa lancé depuis le 24 janvier journée mondiale de l'éducation ak film boo xamante ni mu ngi tudd sur le chemin de l'école film boo xamee ni dafa doon woote ngir nit ñi découvrir ba noppi itam partager ay témoignages yu xale yu jigéen yu ndaw yu nekk ci ay collège nekk ci ay goxaan yu xaw a nekk ci biir Sénégal bon on parlera de tout ça ak campagne Orange jigéen sargal bile on recevra ci plateau bi Mami Coco noonu la Apulaay
mami Coco mais mami Coco bi ak Coco moom Coco bi aussi lan la il faut que tu arrêtes on va parler de ton nom tout à l'heure il faut nga expliquer ñu pourquoi mami Coco voilà donc campagne Orange jigéen jàngal voilà jigéen jàngal Orange jigéen jàngal mooy projet bi nga xamante ni Sonatel Orange dinañ ci waxtaan ak moom bu ca kanamee El Hadj Mbaye Garmi fekk si nañu ci plateau bi comme chaque alxames moo ñuy magal ci jotaay bi El Hadj ñu ngi lay nuyu di la ziar jox la sa wàccuwaay. xanaa direct di la ndokkeel Baye Cheikh lu bëree bëri waaye di am mbégte ak contentement jàkkaarloog mbokku téléspectateurs yi. di sargal bu baax Mamadou Ndiaye Papa Bale. ñu ngi lay nuyu ak sama soppe sama xarit. di kenn rek ci man waaye dafa yabaate lool mbay. tonton Garmi namm naa la. billaay maa la raw lool. mbay ngi ci jàmm mbay. dëgg la ana Baye ba mbaa mi ngi ci jàmm. mi ngi sant bu baax alhamdulilah ko yàlla dolli mbay. amiin waaye di wax ne Baye Cheikh xanaa am mbégte rek ak contentement di ñaan tamit réew mi yàlla def fi jàmm. amiin di ñaan tam coronavirus bi na dem ca àll ba. mbay ñu gas ko suul. wallaahi ñëpp ne ci jàmm. wallaahi ndax fi mu ne daal xaw naa yóbbu fi ñuy Baye Cheikh. wallaahi wallaahi daal xaw na doy waar. en tout cas ñëpp a jaaxle de. ñëpp a jaaxle dëkk yaa ngi tëj seen i frontières ñii di tëj seen i aéroport saa yoo xëyee lim bi gën a yokku muy mbir moo xamante ni ñu bëri sax dañoo foog ni fin du monde la. Italie par exemple ni ñu jékkee rek feebar bi lëmbee fa jaaxal na nit ñi. Chine kenn waxatul ay waxam. ay dëkk yu mel ni Sénégal commencé tàmbali di am ay cas. Côte d'Ivoire cas am bu njëkk defe naa démb ñoom lañu ko seetlu saa yoo xëyee daal di nga am dëkk boo xamante ni même bu musut am kaawu coronavirus dina ko am donc loolu jaaxal ñu bëri ba nga xamante ni kenn sax du xam lan nga ciy wax mais daal mesure de prévention yi nga xamante ni moom la ñuy digle yooyu moom na ko ñëpp respecté rek muy set gi ak yooyu dëgg la set dafa am solo Baye Cheikh mooy l'essentiel set am na solo ak tamit ñaan yàlla tamit vraiment ndax moom mooy dogal waaye nag moo ne dina wax ne ñaan leen ma ñëpp war nañu jublu ci ñaan ko ndax lii mën fee jóg ndax xam nga loo xam ne mën na bloqué àddina bi yëpp Baye Cheikh loolu moom del ci jóg itam daf cay nekk lu am solo waaye tey nag ñu ngi tàbbi ci benn professeur Assane Fall bu àndoon ak maam Abdoul Aziz Dabakh ma ràññee woon ko sur les années 75 ma découvrir ko nag vraiment bëgg ko wanaat sénégalais yi nit ñi fàttaliku ko te ñaanal ko yàlla mu ci professeur Assane Fall mu baax moomu daal mu nekkoon nag taalibi tijaan bu mag Baye Cheikh macha allah donc dinañu ko découvrir mais 16 bi de wax dëgg yàlla war nañ cee wax bi xanaa confortable nañ la nañ ko nañu changé ngeen mag ñi dee leen tegal ay chaise yu baax vraiment xaw ma lawbe la xaw ma je ne sais pas mag Garmi normalement da ngeen ñoo war a tegal ay chaise yu nooy déggal Coro Mbaye nee na chaise bi géwël la ngay géwél bëgg a jëñ chaise bi lawbe chaise bi lawbe la gën a géej gi na dem bay te xam naa ne yow lañ ko jëkk a tegal man magu baayam bi nga bàyyi ba ñu déplacé ndeysaan daf yaa ngi may tooñ nag yaa ngi may tooñ waaye tey de yàlla seede na ni kenn manoo ci mag dara waaye baax na yow bu soobee yàlla di nga yàgg ci bi tey yàgg moom ba 11h. non changé waaw dëgg très bien Aboulaye nee na wax na la ko. Aboulaye nee na lan. changé leen ko yow boo gàttee fan tey fii ngay daay. man gudd fan laa téeméer ak fukk. changé leen ko pour rek mu biir. changé leen ko chaise mu ngoog ñu jàll ci voilà des sportifs qui ont été testés au coronavirus hier. waaw démb ak tey la Pape Cheikh mu nekk lu doy waar li nga xamante ni di wane ni coronavirus bi bu nekkoon sax ñenn ñi wala ñu xalaat ni ñenn ñi rek lay dal léegi jàpp nañ ni moom amatul xaar ma yàlla ñëpp la ci ñëpp feebar boo nga xamante ni mënul umpaleeg bépp doomu aadama loolu waral démb ci bi nga xamante ni ñu ngi joué Ligue des champions bi ak huitième de finale yi yenn match yi d'ailleurs dañ ko daal di reporté li ko waral waa Italie yi nga xamante ni actuellement amuñu droit déplacé wu dañoo tëj seen i frontières loolu waral waa Juventus ñoom seen match bi ñu doon am ak Manchester City mujj ñu déplacé wu ngir dem fële ca Angleterre kenn ci ñoom sax seen benn défenseur italien bi di Daniel Rugani moom dañ ko testé mu daal di positif moom mi nga xamante ni aussi défenseur la ci équipe bi di Juventus moom démb nag nekk na xibaar bi nga xamante ni créé na benn panique ci club bi ndaxte bu ñuy xalaat footballeur dañuy xalaat ñi
ñi nga xamante ne am na contact ak ñoom équipe bi ñi ngi xalaat aussi mooy staff beeg ñi nga xamante ni ñoo wër équipe bi ñu li nga xamante ni actuellement loolu moo jaaxal ñii di équipe bi di Juventus ñu ci bari sax d'ailleurs ñenn ci footballeurs yi tey dañu leen di fas yéene defal ay test ñuy xool ba xam ndax feebar boobu wàllu ñeneen ñi nga xamante ni ñooy ay coéquipiers am leneen li ñu ci mën a jotaat tamit tey xibaar bi ci suba fële ca États-Unis la benn basketteur boo xamante ni d'origine française la muy kii di Rudy Gobert moom tamit dañ ko daal di testé mu positif tamit ci mbirum coronavirus bi information bi xëy na tey ci suba si d'ailleurs loolu waral waa NBA dañoo daal di dàq li nga xamante ni mooy seen championnat bi nga xamante ni mooy saison régulière bi dañ ko daal di dàq ba jëmmi jamono xamaguñu nag kañ lañ ko war a mën a ubbiwaat mais actuellement di wane ni coronavirus bi bàyyiwul fenn démb nag bu ñu demee fële desee tuuti ci États-Unis kii di Donald Trump moom jël na feebar bi daal di koy def ennemi public numéro 1 ci monde bi maanaam nekk na li nga xamante ni mooy noonu monde bi yëpp ndaxte gannaaw bi nga xamante waa OMS préciser nañ que ni lii dañ ko daal di yóbbu fële mu nekk li nga xamante ne mooy pandémie nag bariwul lool fi nga noir la pour sportif yi. oui mercredi noir la ndaxte gis nañ ni feebar bi nga xamante ni aussi mooy coronavirus bi dal na ay sportif yu bëree bëri yenn championnat yi ñu daal di koy tëj dem boo xoolee match Paris Saint-Germain bi nga xam ne moo doon dox ci huitième de finale digganteem ak Dortmund huis clos la woon bari na ay match yi nga xamante dañ leen daal di yóbbu huis clos ñenn ñi sax ñi nga xam ne ñoo ŋànk football Europe bi ñi ngi xalaat ne est-ce que compétition bi di Ligue des Champions bi yëf yi jëmee kanam est-ce que nañ ko mën a continuer ndaxte situation yi mayetul ñi nga xamante ne ñooy ñoom organisateurs yi ñu mën a continuer lii di match yi nga xamante ne mooy Ligue des Champions ñenn ñi bari na ay événements sportifs yi nga xam ne war na xew ci jamono yi ñoom ñëpp ñu ngi ciy mettre mu nekk benn équation bi nga xamante ni ndax ñu jëm ko samp ab laaj ba xam ndax lii dina am muy ñi ngi xalaat Tokyo yeeg Jeux olympiques yi mais surtout ak euro bi nga xam ne moo fas yéene am ci at mi weer yi ñu jëm rek du yàgg dara ndax feebar bi bu gënee law ndax nañ ci mën a amal yooyu nga xamante ne mooy événement sportif en tout cas sportif yi actuellement ñi ngi dund bu baax lii di feebaru coronavirus bi te loolu xaw na leen jaaxal ba ku ci nekk jël ay décision démb wax nañ fi ne Italie dañ daal di jaare fi dakkal seen championnat loolu nga xamante ne gëj na am depuis ca deuxième guerre mondiale bi nga xamante ni moo amoon ci atum yàgg na ci at yi la ñu génn pour la première fois mi ngi fi doog amaat li nga xam ne mooy Série A ñu arrêté ko définitivement loolu bariwul lu muy am yenn championnat yi nga xamante ni match yi yu bari huis clos la te loolu nekk na li nga xamante ni jaaxal na monde sport bi Pape Cheikh. voilà mais quand même yenn yaa ngi continuer comme par exemple dem match bi am ci diggante PSG ak Dortmund dañu ko jouer à huis clos donc PSG day dem quart de finale. day dem quart de finale gan Dortmund te ñoo ko daan 2-0. voilà donc c'est ça. Merci en tout cas donc PSG qualifié na quart de finale Mbappé joué na démb non. Mbappé joué na il n'était pas en forme. deuxième mi-temps dugg na ci deuxième mi-temps bi moom tamit ñu ko doon xaar ndaxte dañ ko defaloon ay test ci waajtaayu match bi ndaxte dañoo xawoon indi ay jeexi jaaxa xaw gis ni dafa amoon. Italie la jógee demoon Touba il paraît que dafa ñëwoon pour fekkee li nga xamante ni moo di màggalu Porokhane bi moom nag actuellement il est interné à l'hôpital Fann famille am ñu mettre leen en quarantaine loolu di loo xame ni démb lañu ko jot xam naa comme presque chaque jour bu ca kanamee waa ministère de la santé dinañu def point wu tay bi bu ko defee ñu mën a xam tolluwaayuk jàngoro boobule di Covid-19 wala corona virus tolluwaayam fii ci Sénégal mais dëkk yu bëri ñu ngi jël seeni matuwaay États-Unis on a appris hier que ñoom nee nañu dinañu tëj seen dëkk ci dëkk yi nga xamante ni am na coronavirus mais pour 30 jours am na ci dëkk yu bëri yoo xamante ni actuellement seeni école tëj na ak bërëb yi nga xamante ni nit ñi dañ fay faral di dem muy Italie ba Pologne mais daal fii ci Sénégal pour le moment ñu ngi ci cas yu ñu amoon démb rek la ci benn yokku ginnaaw bi ñu amee kenn ku ci wér muy britannique bi nga xamante ni mooy liggéey Nations Unies di ñaan rek mu yem fi oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar yenn saa yi bu xeet
xeetuk mbir yi amee ci dëkk dëgg la faju war na ñëpp moytu ak fàggandiku jëfandikoo yëfi tubaab waaye di ñaan it daf ci am solo. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñu bokkal plateau bi yëpp Mamadou El Hadj Mamadou Mbaye Garmi ak Adja Thioro ak téléspectateurs yu télévision yi Futurs Médias yi ñuy topp ci Yeewu Leen ci alxames yi di wax na rek li moom nekkul la nga xamante ni wax dëgg yàlla si waxin mbégteel la war a doon si ñun ndax yàlla waxoon nañu ko bu yàgg si alquran ne jamono ngi ñëw danaa leen nattoo si yi may bëgg lim ñu ne ko ban ak ban ak ban mu ne lenn si tiitaange ak lenn si li nga xam moo di xiif ak lenn si li nga xamante moom moo di wàññeeku koom-koom ak li nga xamante ne moom moo di wàññeeku ay bakkan loolu moom yàlla waxoon nañu ko wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarat waaye nag wa bashiri sabirin. waaw moom it daf ko neex rek mu ñuy nattoo yu garaaw. waaw parce que nee ne ni may nattoo ñi leen fi jiitu woon. ku mën a tooñ noonu laa jékki-jékki rek def ay jëfam kenn du ko mën a ñun ñoo ko njëkk a tooñ. mais moo ne da ngeen dama leen di baal. waaw mais balaa mu ñuy baal il faut mu ñamal ñu tuuti la nga xamante ni day tax suñuy xel ak suñu xol yëpp delluwaat si moom. ku baax la dina moom kay amul ma dem ñëw dinañu baal incha allah. te si baal ñu sax la dëkk. mais Oustaz Assane est-ce que yow li ngay wax nekkul ay ñeenti siècle ci sunu ginnaaw. waaw ca gannaaw ca sunu gannaaw quoi. waaye dafa teel lii quoi nattu bi. déedéet xam nga li am ne danañu def nii danañu def nii danañu def nii est-ce que nekkul ay. déedéet xam nga alquran dañuy wax ne. toujours dafa xaw a jege lool. déedéet xam nga alquran xoolal gis nga loolu natt boobu noonu. du ay ñeenti siècle suñu gannaaw. gis nga alquran bi mu wàccee si yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi si yàlla wax yëpp am na ya nga xamante ni ñett la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ñu alquran andi nettali ñu ñii ñu fi jiitu woon. seen jaar-jaar. ak ñun li nga xamante ni itam moom la ñu war a dundee. ak li nga xamante ni ëllëg moom moo ñuy xaar si kanamu suñu borom. ñett yi rek moo nekk si alquran. du leneen ñii ñu jiitu woon ñun naka la ñu war a dundee ak li ñuy xaar ëllëg si kanamu borom bi subhanahu wa taala donc nattu yi moom. mënul ñànk tant que dund mu ngi am. nattu mu ngi am waaye yaakaar itam mu ngi am. ndax yàlla bi mu ñuy sàkk waxul woon ne bu ngeen nekk bu ngeen leen wàccee si àdduna problème du am. dana woon problème dina am jafe-jafe dina am nattu dina am waaye itam danaa jàpp si combat bi ba du diis si yéen jàpp si combat bi mooy ki li Alaaji Baye Cheikh wax boo ko ñaanee mu may la boo bëggee yërmande si moom boo sàkkoo ndimbal si moom mu dimbali la donc lii bu ko yàlla waxoon démb rek mooy que ne toujours moom ay waxam day am mu ngi ñëw te yaakaar naa ne fu mu nekk nii jaaxal na àdduna bi yëpp waaye itam yéen sallallahu alayhi wasallam waxoon ne laa yuraddul qadar illa du'a nee na ndogal lenn rek moo si mën dara mooy ñaan est-ce que ndogal lenn rek moo si mën dara mooy ñaan tey jii feebar ba nga xamante ni mu ngi law te kenn du ko gis ndax bu jaaree fii balaa ngay kii aw na feneen balaa ngay kii aw na feneen comme ni muy tasaaroo si àdduna bi nga xamante ni kon jaaxal na ñëpp jaaxal na scientifique jaaxal na chercheur jaaxal na médecin ak ku yàlla bind donc li nga xamante ni bokk na si lii kii mën a jeexal fi mu nekk nii mooy ñu tuubaat delluwaat si borom bi subhanahu wa taala tàllal ko suñu ay loxo xamal ne que moom xajul si ñun daraam itam xajul si ñun te yërmandeem rek la ñu yaakaar moom dong la ñu amuñu keneen ku dul moom bu ñu ko defee rek incha allah yàlla dana ko jeexal waaye itam lépp la nga xamante ni waa kër docteur ñu koy digal ñu bàyyi ko xel bu baax a baax beneen bi balaa ma lay dolloo kàddu gu bàyyi dafa am kàddu yu ma dégg fan yi passé gis ko si réseaux sociaux yi am ñuy bind naan corona bi amul Sénégal dañ ko bëgg politiquer dañ ko nangam ak nangam ak nangam gis nga dafa am problème yoo xam ne su amee si àdduna waxuma sax si réew dafa am na nga xamante ni taxawaay bu ñu war a am lépp luy couleur politique lépp luy couleur diine lépp luy couleur askan ñu jël ko tego ko nële soto affaire bi ba mu jógee fi après ñu rek la waat suñu ay problème si suñu biir loolu moo jaadu mais boo ko bëggee gëmloo nit ñi ne leen dañ koy politiquer dañ bëgg a def lii bu ñu demee ba si biir ne faj nañ ko te amu fi woon day xaw a doy waar donc daal bàyyi incha allah si kanam tuuti ñu ñaan ñi rek bari na waaye ñaan bu waaye il faut ay ñaan alors loolu nga wax noonu mooy théorie du complot du Sénégal rek la am même bitim réew da ngay gis nit ku siiw dee am ñu ne complot la exemple Michael Jackson deewul mu ngi dund ba léegi dañoo bëgg a gëmloo ni Michael dafa dee coronavirus bi par exemple peut-être fii Sénégal ñi gëm théorie complot ñooy jàpp ni Macky Sall moo ko créé pour bañ ñu waxtaane pétrole beeg troisième mandat bi loolu mooy xeetu théorie complot wu Afrique théorie complot bitim réew par exemple ils disent que virus bi lu ñu créé la parce que waxoon nañ ko ci benn livre il y a quelques années derrière loolu mënta ñàkk
ñàkk ci bu yenn yi amee ci réew mais du Sénégal kese parce que les gens ont tendance à penser que lépp luy ay mbir yu xaw a demee noonu waa Sénégal rek a koy def mais ñeneen ñi sax ñooñu ci gën a garaawle alors dina matteem du matte l'essentiel mooy nga bañ ci dugal sa loxo fagaru rek daal moo gën faju que kompaloo la ko du kompaloo lii daal ñu gis doyuñu donc nañu moytu gën a fàggandiku ndax xoddeeku balaa ngaa lakkale prévention dafa am solo mieux vaut prévenir que guérir sax la tubaab wax. Baye Cheikh maa ngi lay wax dara xam nga daal complot ak mu mën a tëddee daal weddi daal gis bokku ci. voilà c'est ça loo xam ne mi ngi faagaagal rek. mais saa yu dara amee ci àddina moom il faut que am ay nit yu jóg génne théorie bu complot génne lu bees waaye moom coronavirus moom xaw ma ku complot waaye moom complot wul moom moom mbay man waaw rek laay wax ma nga fa rek mbay man waaw rek laay wax da nga daan waaw rek ndax yàlla rek a xam sax faf waaye mooy loolu daal moytu rek daal moytu rek mbay tey raxas loxo yi te nuyoo bi tam nu wàññi ko waaw wàññi bi nuyoo biis yooyu yëpp mbay c'est à gérer waaw salaamaaleykum maaleykum salaam doy na sëkk wax dëgg yàlla ak tamit sëqat yu bari yeeg yooyu ak sool yi yëpp mbay dañ ko jar yooyu yëpp mbay day yàqeel waaw xam nga ñun sénégalais nga baal ma dañ am yenn habitude yi te baaxul par exemple comme li nga wax waaye man de war a jox Mamadou Ndiaye mën a Ndiaye waaye garaawul am problème nuyu ma nga gis benn Alaaji Baye Cheikh bu ñëw kër Oustaz Assane toog bu ñëwee maraaki si lay simmi ne nii commencé ku ñëw mu jox la loxo tàppaat tànk bi nga ñëwaat mu joxaat la loxo yooyu yëpp dafa nekk ay habitude ya nga xamante ni ñun dañ koy def te bëgg ko néewal te jamono ji laajatul loolu nit nag booy dox jamono lu mu laaj te mu ànd ak diine rek fexeel nga dëppoo noonu fexeel bu la kenn wàll kenn yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne la darar wala diraar bul lor kenn waaye itam fexeel ba bu la kenn lor ay tàppante dugg taxi laal xamoo fomp nañ foofu yooyu yëpp nañ ko éviter ndax lépp la nga xamante ni mën nañu andil jafe-jafe jàngoro boobu nañ ko éviter bu ñu ko defee daal moom incha allah dinañ mucc fi mu nekk nag habitude yu bari moom dañ ko jéem a bàyyi rek président Baye Cheikh de moom dafa aj loxoom rek ne mu du nuyu kenn président Macky Sall ñoo mu ne leen nii rek waaw wax na dëgg comme ñooñu hygiène ba noo am te nangu leen jox ay loxo waxuma ak ñeneen dañuy wone c'est vrai que dañuy wone affaire bi yëf yi ban dëkk Afrique bërki démb Tunisie la démb dañoo jël 30 touristes ñu bëgg dugg italien ñu dugg si Tunisie léegi booy wax ak ñun da ngay mel ni kuy wax ak say morom non da nga ñuy jokkal bi léegi te nga ak daaw géej de dañoo jël 30 touristes yu dugg si Tunis pour la première fois pour dëkk Afrique bu njëkk ba africains yi dañ daan génne bu ñuy dugg ci mais 30 touristes yi wàcc ñu ba tey seen biir hôtel dañ leen dugg ñu dugal leen ci biir mu guddi ñu tëj leen ci seen biir bus bi la ñu fanaan ba su le lendemain ñu delloo leen parce que respecté wu ñuy normes yi nga xam ne ñu teg ñu wane ni changement damay rejoindre léegi africains yi ñooy refoulé mais moom ça waxul sa situation bi demeewul ci noonu comparaison la rek mais juste pour préciser que ni jamono ji ñu toll amatul wér-gu-yaram mooy jiitu lépp loo gis wér-gu-yaram moo jiitu lépp loo gis ba situation yi nga xamante ni amul sax dëkk bu pauvre rek bu riche ak yëpp bu mbirum feebar taxawee ñëpp ci yem ñu xeexandoo ko pour fexe feebar bi jóge fi te ku ci nekk boo xoolee borom xam-xam yi nelawatuñu actuellement xoolal si Italie nga xamante ni seen hôpitaux yi yëpp a fees actuellement mooy li ma wax léegi dama ne bu doon feebar bi dafa tàmbali jógee ci dëkk yu pauvre yi kon ñoom pays riches yi dinañu kii ba ñu am problème kon tamit dinañu ëppi buum kon bonjour Pape ñi seetaan waa plateau bi kon actuellement li Donald Trump def par rapport ak waa Europe ne benn avion boo xamante ne da ngay jóge Europe dootoo dugg biir États-Unis à partir de vendredi pendant 30 jours fii ak weer kenn du fa dugg kon ñoom xam naa ni loolu la ñuy jiitoo def ne que avion benn buy jóge Afrique dootul dugg suñu ay dëkk donc maintenant nit yi lu bëri li ñuy laaj mooy lan moo tax Afrique commencé gul bloqué avion yuy jóge yenn dëkk yi ne mayatuñ leen ngeen wàcc ci dëkk bi parce que feebar bi loolu rek mooy indi évolution bi te yaakaar naa fi mu toll nii ku ci nekk sa population war nga jéem a xool noo koy protéger ba nga xamante ne pandémie bi c'est vrai que 120 000 personnes laal na leen pays yu bëri laal na leen Europe moom dëkk yëpp ko am actuellement voyage yi bu ñu ko mënoon wàññi parce que virus bi noonu lay gën a tasee di gën a développé wu ci àdduna bi ndax nit déjà bu duggee am ko peut-être balaa muy feebar 13e jour bi mun na wàll ay nit te fi muy jaar mooy bëri même bu ñu ko waxee na ko retracé sax on ne sait pas ndax mun na retracé waat ak exactement fan ak fan la dugg kan ak kan la gis kan ak kan la nuyool kan ak kan la am possibilité contaminé ko et puis bu dul lool sa yan objet la laal ci trajet am lan ak lan la contaminé te virus bi dina dund quelques jours ci yenn objet yi
xam naa du ñàkk ñu indi leen document pour wan leen objet bu nekk ñaata jour la ci virus bi di dund donc loolu moo tax je pense que actuellement moom déplacement nit ci la ñu waroon a jéem a contenir ku nekk même boo toogul sa dëkk sax ñu réduire nombre d'avions yi nga xamante ne moom mooy wàcc ci dëkk yi même si économiquement parlant nan na laal nit ci bu baax a baax. Bon après ça va être compliqué parce qu'il y a des voyages utiles. Mais bon yàlla baax na. waaw mais xam nga Baye yàlla baax na yàlla bay suñu tool kon ñu koy wax xam nga lu tax. gis nga kaabaam gële tey dañ ko quarantaine kaaba gi. amul kenn kuy defi umra di ko laal fi mu nekk nii si waxin kon kaaba gi en quelque sorte si quarantaine la nekk te yàlla amul si kaw suuf lu ëpp kaabaam googu noonu du dëgg ak fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd mais tey jii ni bu ñu demee ba loolu am ñu nekk yóbbu mettre kaaba gi en quarantaine loolu mooy wane ne suñu borom moom subhanahu wa taala am na la nga xamante nii bu xewee amul ma sàmba amul ma dem ba lépp la siy boole laawaale rek pour ñun ñu gën a xoolaat suñu bopp gën a xoolaat suñu taxawaay gën a xoolaat itam fan la ñuy teg suñu tànk parce que tey jii arab tañu ko ay yoon xajul si ñun nañu xoolaat li nga xamante ne mooy suñu diggante ak moom te jéem ko rafetal lu ñu man ndax la yàlla waxoon rek am na la nga xamante ni bu xewee si àdduna bu may duma kenn ñëpp laay boole li ma waxoon rek tey jii benn groupe sànq lañ ba nekkee sa yaram di dox benn matt la nii rek ngay def doo fa nekk di tànn naan est-ce que du bii wala du bii wala du bële nii rek ngay def yëpp dem keroog bi yonte yàlla Suleymaan alayhi salaam laajee yàlla lu tax ngay mbugal ñëpp ku la tooñ ak ku la tooñul benn jamono mu ne ko si waxin bu la sànqal yeeg parfois maladie voilà comme ni ñu koy waxee à leur péril et risque te loolu mënul ñàkk dañuy jéem rek yaa ngi dégg te loolu lépp dafa nekk la nga xamante ni wax dëgg yàlla tar na metti na Pape wax na ko ñu koy reetaan nii mais boo xoolee journal nga seetaan Italie nii mu demee rek sa yaram day daw da ngay tiit dafa mel ni tey jii nii adduna ba nga xamante ni day waaj a tas day waaj a pikki te affaire yi yëf yi dafa gaaw sa affaire bi en une journée fi ngay toogee ñuy calculer ay yii ñu jékki-jékki nga xool chiffre yi ñu yéegee dafa graaw donc xoolal démb kaaw Côte d'Ivoire bi benn la ñu wax kaa doxal liñ yi comme ni ñu koy wax yenn affaires yi tamit boo ko teel a yéeg ndax tey suba maa ngi dégg médecin bi ci RFM muy préciser que ni yëf yi bu ñu ko teelee gis mun na am yàlla defal la jàmm nga wér donc mieux boo yégee voilà boo yégee mun na nekk ci yow mun na nekk ci yow sans mu génne benn symptôme waaw te complication yi mooy problème bi en fait parce que feebar bi bu la duggee en tant que feebar comme grippe lay nekk mais complication yi moom moo mun a dem ba jox la pneumonie wala je pense yàq sa yaram lu bari loo xamante ne tey duñ la mun a fajaat ci la nit yi di décédé surtout nit yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ay mag wala mu fekk la nga feebar wala mu fekk sa système immunitaire nekk loo xamante ne dëgg bu baax dafa faible su la duggee daf lay gën a sonal loolu moo waral instant bi moom ku comme numéro vert yi joxe nañ ko soo sentiree ni même bu fekkee grippe nga ko teg sax wooteel nga joxe sa ay symptômes nga joxe li nga jot a yëg sa yaram yëpp su ko defee ñu mun la xool xalaatal la ba xam yow lii virus bi moo la infecté wala juste da nga am benn grippe su ko defee bu fekkee dañ la war a mettre en quarantaine wala ñu jël si la sax ñu ñëw jël si la mais bu ñu xeeb dara di def comme ñun ni ñuy def d'habitude nga am loo yëg sa yaram ne non grawul xaaral ma dem jël benn Doliprane naan ko ça va aller et tout ça comme ci période bi ñu nekk nii lépp lu la dal rek wooteel ci numéro vert yi su ko defee médecins yi ñoom dinañ xam naka la ñu war a mun def ak yow. mais tamit war nañu wàññi itam daje yi. daje yi vraiment lu ñu war a diminuer la. ak émission yi sax waaw déedéet émission yi bàyyi seet ëpp naa wàññi. wàññi c'est que nañu teg rek nañu teg Aboulaye Fere ku ñëw rek mu seet la ba xam tu peux rentrer ou pas loolu rek. mais Garga dogguma la yàlla bu la yàlla def mais surtout gis nga daje yooyu. wàññi ko dafa am solo. parce que keroog dimanche maa ngi siy waxtaan ak le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bu may expliquer. di wax ne kaa kii andi woon benn mbokkam bu gaañu. waaw xamoo Géejawaay xaw ma côté yooyu noonu. nee ne pour après pour ñu recenser xool ñi nga xamante ñoo nekkoon si dëj bi am ñoo xam ne woo nañ leen am ñoo xam ne nangu nañ ñëw mais am na ñoo xam ne dañu ragal ne duñu dem te jarul ragal. ndax tey jii bu nekkee si yow voilà te yeewoogul léegi nga ragal mu nekk si yow di law sa yaram dem ba ëpp la doole fekk wàll nga ñeneen yow da ngay lor sa bopp da ngay lor ñooñu kon jarul ragal boo amee loo yëg sa yaram lu normalul wooteel boo amee moyen yow wootee boo ko amul nga raam ndànk dem ba sa ñuy faje nga leen man kat lii ak lii laay yëg ñu mën la jël en charge bu fekkente ne gañeegul sa yaram ñu mën la faj parce que sa noy yi lay bloqué boo xoolee ñu si ëpp par rapport ak ni ministre bi expliqué mooy que ne ay masque à oxygène lañ leen di jël di leen ko dëppal ngir ñu mën a respirer normalement parce que say
organes yi tax ngay noyyi lay jàpp ndànk-ndànk di ko fatt ndànk-ndànk ba nga xëy ne këlëb te ñaaw moo gën dee comme niñ koy waxee kon côté boobu nañ ciy bàyyi xel ndaje diine yi nag gis nga Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko waxee dafa yàgg nit bu nekkee si bërëb ba nga xamante nii dafa am feebar buy wàlle nee na bu mu fa génn mukk tànk feebar ba jeexu fa wala mu wër ko ne dalu ko bu fekkente ne dafa bëgg a tukki itam bu amee jàngoro gi wala wéwara bu ko ndax am na ko am déet bu mu dem si beneen dëkk ngir wàll leen ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu ko waxee dafa leer tey jii boo jëlee Iran julli juma léegi suspendre nañ ko jusqu'à nouvel ordre France suspendre nañ ko jusqu'à nouvel ordre donc bu ñu demee ba église it itam maa ngi seetaan dem ba pape bi Rome génnul si bureau am la defee li nga xamante ni moom moo di ay waxtaanam yi mu doon amal quotidiennement donc yooyu yëpp nekk la nga xamante ni tey jii nii bu demee ba diine yi jël yenn mesures yi te ku xam ngëm ak ni mu soree si borom ak digganteem ak borom nga xam ne bu demee ba privé boppam digganteem ak yàlla si waxeen daje yi mu doon am nga xamante ni dafay gën a mooy ñun tamit ñu yónnee ñu ay caméra suñu kër yi day doy waar ñuy defee émission yi suñu néeg télétravail waaw mais mu ngi noonu donc yooyu yëpp ay aspects la ya nga xamante ni ko war a jël en considération mais Sénégal loolu dafa yomb oustaz parce que nit yi diine bi en fait dañ ko je sais pas fii diine dafa intouchable en fait démb moom lañ doon wax fii tey xam nga dafay am koo xamante ni tey je prends comme ça l'exemple ñu ne tey bu Kazu Rajab am wala bu appel am da ngay gis ku gëm koo xamante ne gëm na ni moom même bu amee corona bu demee Kazu Rajab day wér parce que ngëm moo toll noonu ci sénégalais yi ba nga xamante ni bu doon buñ fa demee dee dañuy dem ba pare dee amuñu ci problème donc il sera très difficile fii nga ni tey benn ndaje diine du fi am même bu doon ni kilifa yi di te gëwuma ni sax kilifa yi xëj na dinañ am taxawaay buy war a tax ñu jël yooyu ndogal et puis même buñ ko jëloon du tere nit yi dem parce que sénégalais la gëm-gëm toll foofu noonu ci ñoom tey du loolu moom mu ne tey moom loolu forcément du mas a yomb pas plus tard que hier on le disait et on n'a pas compris que c'est un problème de santé publique dafa nekk lu nga xamante ne dafay laaj ku nekk dugal ci loxoom mais tey koo laal danaan bu doon tarixa bii nga ne bii mu ne bu doon sëriñ bii nga ne lii mu ne bu doon sëriñ bii donc en fait affaire yu sensible la yu nga xamante ne je pense que buñ ci waroon jël ay ndogal dina fekk parti yëpp sekk ko toog waxtaanee. super alors depuis que ñuy wax virus bi fi ñuy gën di tudd mooy Pasteur yàgg na fi ne mu ngi ci dëkk yu bëri institut boobule mais daanaka dañ ko gën di tudd ak coronavirus bi. dañ ko gën di tudd ak coronavirus bi parce que xam ngeen ni que feebar yu bëri yu ñu xam tey ñoom ñoo ko détecté woon lu ci mel ni diphtérie grippe wala sida wala feebar yu bëri yu nga xamante ne bi ñu koy découvrir à travers le monde institut Pasteur ñoom ñoo ko génne woon ni ko Pape Cheikh waxee institut Pasteur nag ni mu amee Dakar loolu la amee pratiquement partout à travers le monde. ki ko créé woon turam la ñu jox li nga xamante ne moom moo di boobule fondation ñu dem xooli élément bi ñëwaat. jamono ji ak jàngoroy coronavirus bi dugg ci Sénégal bari na lu ñuy dégg institut Pasteur di kër docteur ga ñuy defee test yi jëmale ci boobee jàngoro ngir ñu ko umpale institut Pasteur fondation française privée la boo xam ni xaalis taxu koo jóg c'est à but non lucratif muy yëngu ci saytu wàllum biologie micro-organisme ay feebar ak seeni saafara vaccin jàpp souscription publique internationale la ñu sosee institut Pasteur ci atum 1887 Louis Pasteur mi ko sos moo ko njëkk jiite moom itam lañu ko dippee ginnaaw bi mu doonee nit ki njëkk a feeñal vaccin bi faj la rage ci atum 1885 lu ëpp téeméeri at a ngi ni institut Pasteur di xeex feebar yiy wàlle organisation internationale bi basé wu ca Paris moo njëkk isolé le VIH du virus bi joxe jàngoroy sida ci atum 1983 at di dem institut Pasteur di yokk seeni gëstu loolee sax moo ñu may tey ñu mën a contrôler feebar yu ci mel ni diphtérie tétanos tuberculose poliomyélite grippe fièvre jaune peste sida ak yeneeni xeet kër docteur bi di ndono bu Louis Pasteur bàyyil ay dëkk yu bari fii ci Sénégal ñu am suñu bos muy IPD Institut Pasteur de Dakar muy centre de recherche biomédicale bi gën a mag ci réew mi nga xam ne tey bokk na ci kër docteur yi gën a ràññeeku ci Afrique de l'Ouest ak li ko wër conformément ak mission wam di la protection et la promotion de la santé publique IPD ci juróomi mbir yi lay yëngu recherche et développement diagnostic
vaccination, alimentation et environnement, éducation, formation et développement des talents, expertise et orientation stratégique en santé publique, production et distribution de vaccins humains. Institut Pasteur de Dakar waneeti xarañteem bi fi jàngoroy coronavirus accès lundi 2 mars mu feeñal cas bu njëkk ba noppi jël matukaay yi war yépp ngir aar askan wi ko amul laata mu fi agsi janvier bi ñu génn la ñu tegoon ñetti activité muy fexe ba mën di def test de diagnostic bi ngir xam ndax waaw wala déet li ñuy njort ci nit ki jàngoroy coronavirus la fexe itam ba fu waay mënti nekk ci Sénégal ñu mën laa saytu naka noonu def lépp li war ngir am ay laboratoire sécurisé liggéey bu ni mel waa Institut Pasteur defoon ko jamono yi fi Ebola accès ak jàngoroy coronavirus donte Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a néewle ay cas terewul ñu ko fi nemmeeku ba tey ba fii lépp di woon ay doomu biti réew Institut Pasteur di wéy di def kéem kàttanam ngir fàcc yooyee malade boole kook di dénk askan wi ñu fagaru di raxas seeni loxo ba mu set di faral di jëfandikoo ay gel hydroalcoolique di raxas jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ba mu set itam moytu bërëb yi mbooloo di daje moytu di lekk yenn xeetu animal yi di dénk ki ko am mu takk masque booy sëqët di taf sa gémmiñ ngir bañ a tufli ki nga dendal nit ki nga xamante ne njort na coronavirus ci moom teel a dem saytu ji boppam ca Institut Pasteur ngir ñu def li nga xamante ni moo ci war. voilà merci Apulaay yow xale bu baax nga bàttee ko ci rek naa laaj benn somme bi de il faut nga laaj ko montant bi ñaata la jërëjëf merci donc on était en train de regarder ce petit dossier réalisé par Thioro Mbar Ndiaye jëm ci foofee nga xamante ni moo di Institut Pasteur Institut Pasteur nag xam nga loo gis am mocc waaw day mocc voilà ay xale tonton Garmi droit de fekkee nag loo joxe la ko joxee da koy téye téye waat da ko koy araw da ko araw nii dañ ma jox loo ci laal du am luñ ma jox dama commande donc ci élément bi ñu wane léegi amul droit de fekke bay seex keroog dafa am ku ñëw fi am lu ma jox ñoom ñu joxuma leen dara ñu léegi ñu bëgg indi droit de fekke pour mën a indi loolu amul droit de fekke moom de laa doon xaar droit de fekke am voilà Pape Cheikh ni nga ko waxee Institut Pasteur bi nga xamante ni moom la ñu am ci Dakar moo nekk ci pratiquement dëkk yi nekk yëpp ci Afrique waaye am fépp également à travers le monde ñun bu Dakar bi par exemple ñu ngi ko am boobu ak léegi ça fait 120 ans donc ñoom seen xam-xam màcc na jëm ci lépp lu dem ci wàllu recherche médicale ak biologique Institut Pasteur nag ñu ngi ko tuddee ki nga xamante ne moom moo di Louis Pasteur wala le père de la biologie moom noonu la ñu koy woowee li nga xamante ni moom moo di Institut Pasteur ñu ngi jóge woon ci ab fondation française bu nga xamante ni ñu ngi doon implanté wu à travers le monde boobu ak léegi yàgg na lool nag ndànk-ndànk wax naa leen ko sànq li nga xamante ne moom moo gënoon a tax sax Institut Pasteur am tour bi nga xamante ne moom la am à travers le monde bokk na ci bi ñu découvrir li nga xamante ne moom moo di virusu VIH sida donc boobu ak tey feebar yu bëri ñoom ñoo ko découvrir wax naa leen sànq yenn ci ay feebar ba ci tuberculose wala tétanos poliomyélite wala fièvre jaune peste yëpp ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Institut Pasteur ñoom ñoo ko fësaloon ñoom ñoo taxoon ñu xam yooyu les feebar te Institut Pasteur ni nga xamante ni noonu la ñu amee taxawaay ci Afrique boo demee itamit ci Europe Pape Cheikh dañu nekk ay médecins yoo xamante ni seen xam-xam kenn naatable wu ko ñëpp réputé xam ni ñoom li nga xamante ne moom moo di recherche médicale dafa nekk seen fort tey feebar bi nga xamante ni moom moo di coronavirus képp ku ñu njort ne am nga symptômes yi foofu lañ lay yóbbu ñoom ñooy def test yi pour xam réellement yow su fekkee yaa ngi dund ak feebar bi ou pas te noonu la mas a demee ak feebar yi nga xamante ni yëpp boobu ak léegi ñoom ñoo mas a lëmbee àddina Institut Pasteur nag yàgg ak ay histoire boo demee ci Institut Pasteur bi nga xamante ni moom moo nekk ci Lille dañu lay wax ni feebar yi bokk ci ay virus yu ñu fa njëkk a nemmeeku bés bi ñu ko fa nemmeekoo par exemple ci la Institut Pasteur gën a dugg ci xelu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di tubaab yi ki nga xamante ne moom moo di Louis Pasteur bi ñu tuddee Institut Pasteur moom moo njëkkoon a jiite li nga xamante ne moom moo di Institut Pasteur dem nañ nag ba ci yenn dëkk yi Institut Pasteur du rek fondation bi ñoom ñoo koy moom am na ci dëkk yoo xamante ne dañu koy gérer en collaboration ak état wu dëkk ba ñu nekk comme ñun Institut Pasteur bi nga xamante ne moom moo am file ci Ndakaaru dañu koy gérer ñoom seen fondation boobule nga xamante ni fondation privée la dañu koy gérer mais en même temps ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di état bu Sénégal.
voilà donc loolu moo jëm ci lu ñu leen mën a nettali ci Institut Pasteur patrimoine la parce que bërëb bi déjà dafa bokk ci Dakar dafa bokk ci Sénégal et yu bëri ci ay recherche ak ay test foofu la ñu koy amale surtout période bi ak li nga xamante ni moo jëm ci Covid-19 wala coronavirus. Merci Thioro Mbar Ndiaye comme chaque jeudi li nga ñu indil ci patrimoine ak foofee nga xamee ni moo di Institut Pasteur 10h16 mooy doog a jot ñu àggali recevoir ki nga xamante ni moo di Mamadou Selili mooy directeur juridique et partenariat bu agence nationale de la couverture maladie universelle ñu tuddee ko CMU ba tey dañuy desene ci mouvance su faju ak ñoom seen merci monsieur Ly d'être là ñu ngi lay gërëm alors couverture maladie universelle c'est vrai que ñu ngi koy waxtaanee mu ngi bëgg yàgg am na campagne bu ngeen tàmbali loolee itam yàggul ñu gis ci taxawaayu ay kilifa yu mel ni président Youssou Ndour ba am na soirée de solidarité boo xamee ni moom ak Super Étoile naroon nañu koo maye mais soirée bi finalement dina am wala du am defe naa dañu ko reporté c'est ça mais d'abord ñu ñëw ci li nga xamante ni moo jëm ci CMU bi ak campagne bi ngeen di doog di tàmbali depuis un moment Mamadou Selili. jërëjëf Pape Cheikh Diallo maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu téléspectateurs yi di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa fekk ci plateau bi couverture maladie universelle boo ko déggee baatub universel xam ngeen ko ci wolof ci tubaab buñ ko toftalee ci beneen baat li muy tekki mooy nu ñuy def ba loolu ñëpp jot ci couverture maladie nag kiiraay la naka la ñuy def ba dëkk bu mel ni Sénégal képp ku soxla faju nga faju wax naa leen universel bi mooy dafa am loo xamante ne mbooloo bu ndaw moo ci jotoon ñu fexe ñëpp jot ci mbooloo bu ndaw boobu mooy ñi nga xam ne ay fonctionnaires lañu ñiy liggéey ci entreprise privée yi ak seen njaboot boo seetee 11% la maanaam téeméeri sénégalais yoo ci jël fukk ak benn bi ñoom ñoo am couverture maladie boobu nu ñuy fexe nag ba ñëpp jot ci tey jii ñu taxawal ci 2013 programme boo xam ne dañuy wax nit ku ne da ngay natt juróom-ñaari téeméer boo ko nattee benn yoon ci at gi boo soxlaa faju liñ lay laaj du diis ci yow mais gis nañu ne problème mu faju soxlul sax ñu ciy sori ku ne dund na ko nit ñaa ngi bëgg a faju da ngay gis koo xam ne nee na bu demee hôpital war a faju dafay xool bu ñu ko bindalee ordonnance dafay dem ci médecin bi ne ko ban moo si mënul ñàkk. ban moo indispensable. loolu di indi ay jafe-jafe yu bari di am impact ci taux de mortalité xam ngeen balaa couverture maladie universelle di ñëw nee nañu xale yi amul juróomi at gu ne chaque année 40 000 décès dina am d'enfants de moins de 5 ans ak yeneen problème yu mel noonu ci femmes enceintes yi mu tax ñu ne léegi dañuy fexe comme ni ko yeneen dëkk yi amee pays européens yeeg yooyu amee. naka la ñuy def ba Sénégal fii bu ñu jógee war a faju jafe-jafe du am. mais fu ñu koy nattee 3500 parce que dañuy wax natt leen 3500 ak aussi boo nattee ba pare nan ngay def pour mën a bénéficier wu ci faj boo xamante ne du diis torop ci yow. waaw xam nga booy taxawal couverture maladie yéen ñi nga xam ne yéen a ngi liggéey groupe Futurs Médias da ngeen am IPM. maanaam weer wu nekk boo leen di liggéey boo leen seen balaa ñu leen di fay seen salaire dañ ciy jël benn partie. boo leen demee di faju ji da ngeen di jëli lettre de garantie ci IPM bi. boo leen demee di faju ci hôpital ba fi ngeen waroon fayee 10 000 francs 2 000 francs ngeen di fay. bu dee couverture maladie universelle bu ñu koy taxawal fii Sénégal dañu ne dañuy sukkandiku ci mutuelle de santé yi. ndax it am na dëkk yoo xam ne tàmbale nañ ko lu tolloog téeméeri at pays développé yi. ñun suñu dëkk yi ñu ne léegi OMS mooy mbootaayu xeet sànq wane ngeen directeur général OMS muy wax ci coronavirus bi. ñu xelal ne ñun suñu dëkk yi pays africains yi bu ñu bëggee couverture maladie bi daal di law dañuy dem ci gox yi ñu wax ak ñi fa nekk kilifa yeeg ñi nga xam ne wax bu ñu waxee dañ leen di dégg ñu yor association yi bàjjanu gox yeeg yooyu ñu taxawal li ñuy wooyee mutuelle communautaire. bi ñu ko defee ci dëkk bi dañ ci taxawal 676 mutuelles communautaires. commune boo dem ci Sénégal am na au moins benn mutuelle. am na commune yoo xamante ne mutuelle yi ëpp na loolu. boo demee fu ci mel ni Touba am na 13 mutuelles Médina bi am na 4 mutuelles. mutuelle communautaire googu boo ci demee bindu ci bu
waxtu faju jotee da ngay dem ñu jox la lettre de garantie et lettre de garantie bi moom moo lay permettre boo demee di faju ji fi nga waroon fayee 100 000 francs 20 000 francs ngay fay waaw di loo xam ne état du Sénégal moo ko taxawal accompagner ko di ko subventionné ndax sànq wax naa leen ne juróom-ñaari téeméer ngay natt boo ciy dugg waaye boo ko nattee état da lay nattal yeneen juróom-ñaari téeméer ndax principe couverture maladie universelle natt la dafa mel ni ñu toog ñun ñëpp ci table bi ñu ne léegi dañuy xool ci at gi ñi nga xam ne fii ñoo soxla faju bu ñuy faju ñaata la ñuy fay xam ngeen juróom-ñaar lañu ñu ne juróom-ñaari yàlla dina def ñett ñoo ciy soxla faju ji kii dafay soj kii dafay am leneen ak leneen ñu ne ñett ñooñu wala jigéen bi nga xam ne soxla na dem seeti gynécologue wala mu ngi en état war a accoucher ak yooyu ñu xool ñu ne ñun set yi nii 30 000 francs moo ñuy fay boo dajalee li ñëpp di dépensé ñu jël 30 000 ñu diviser ko ci 7 personnes su boobaa ñëppay natt ki feebar nag ki feebarul moo koy faj couverture maladie universelle bi ñu ko calculer ñu ne 7 000 francs bu ko Sénégal yëpp tegee bu ñu soxlaa faju du diis ci kenn képp ku feebar dina mën a faju waaye am na lu ko gën a yombal bi ñu demee ba ci biir dañu gis ne élèves yi ak ndongo daara yi war nañ leen mën a jàppale dafa leen lu gën a woyof ñu daal di koy def mu doon ñaari téeméer te boo leen dégloo fan yi ñu génn xalif général di Mouride nee na 127 000 tout talibé yi nekk biir Touba ak li ko wër moom moo leen di nattal bi mu ko defee mu yëkkati ci teew mi 20 millions de francs ne lii maa ko defal 20 000 talibé état du Sénégal ne ko comme ni nga ko waxee woon saa yu ñu nattalee benn nit ñun dañuy dugal 3500 mooy tax cotisation bi mët état du Sénégal yëkkati 70 millions teg ko ci ñu ngi jëm ci benn journée de parrainage le 26 mars incha allah à Touba ngir talibé yi dajalo xool nu ñuy def li xalifa gi def ñeneen ñi def ko dugg ci donc ci gàttal CMU dafa am pour programme mooy général bi mooy 3500 waaye ñi nga xamante ne 3500 yi mën na diis ci ñoom te ñu am ci seen kër yi ay élèves wala ñu bëgg a jàppale ndongo daara yi mën nañ def ñaari téeméer. campagne bi nag buñ ci dellusee ci kanam loolu pour booster loolu noonu moo tax ñu taxawal ko ànd ceeg seen président de votre groupe Youssou Ndour. campagne bi nu muy demee ak soirée de solidarité bi. waaw campagne bi ñu ngi ko commencé le 19 décembre 2019 bi ñuy tàmbalee campagne bi dañu ne woon le 28 février lay jeex campagne bi bu ñu koy commencé dañ dem waxtaan ak Youssou Ndour ñu ne ko dañu gis ne CMU am na njëriñ lool soxla lu ñuy wax nit ñi njëriñ gi am ci faj ndax CMU mooy yombal paj loolu rek la comment rendre la santé accessible à tous ñu ne gis nañu ne moom Youssou Ndour yëkkati woon na 75 millions jagleel ko acteurs culturels yi ci at yi ñu génn ci ginnaaw mu bokk ak yeneen jëf yi mu def man ak yow mosoon nañu ko animé benn activité en 2016 bu Youssou Ndour yëkkati woon 146 millions pour enfants cardiaques yi defoon ko chaîne de l'espoir boobu maa ngi dirigé ONG boobu ñu dellu si waat ñu ne ko léegi loolu nga def ci santé bëgg nañu nga joxewaat sa tur joxewaat sa image ñu ànd ci parce que CMU bi bëri na njëriñ mais gis nañ ni nit ñi des na joojo dem information bi de des na bu baax. waaw nu ñuy def ba ñu dem ci ne dañuy def benn campagne bu tudd 1 million d'enfants et de femmes dans les mutuelles de santé ñu taxaw ceeg mutuelle de santé communautaire u Sénégal yi pour démarrer Youssou Ndour ne école gi mu doon jàngee muy école caserne Samba Diéry Diallo xale yi fa nekk yëpp daf leen di may 1 an de couverture maladie ñu ne léegi dañuy def beneen soirée bi bu ñu koy def dugg bi du mel ni yeneen soirée yi nga xam ne da ngay ñëw jënd ticket dugg déedéet dañ la ne ticket soirée yi day doon 14 000 28 000 muy ñett 3 fois 3500 4 fois 3500 wala 8 fois 4 3500 boo bëggee dugg da ngay wax yan nit ngay dugal ci CMU ñan ngay may assurance maladie soo ko defee ñu daal da koy wecceeg ticket soirée mais 4 avril bi lañ jàppoon mais xew-xew yi am jamono jii nii feebaru coronavirus bi par principe de responsabilité ñu waxtaan ak Youssou Ndour moom sax mu initié loolu en tant que ministre conseiller mu ne consigne bi aujourd'hui c'est d'éviter les regroupements lu mënul ñàkk rek la ñuy def ñu ne kon léegi dañuy dàq soirée bi ba épidémie bi wàcc ba yi passé waaw dañuy éviter rassemblement populaire yi loolu moo tax mais ñu ngi ci campagne gi ba léegi ñu ngi incité nit ñi nga xam ne am nañu jànk buy liggéey seen kër am chauffeur ak leneen man mi nga xam ne employé laa sama patron daf may nattal bu weer bu dee bu ne su ma soxlaa faju man mi am ay employé sama kër am ñu fay liggéey ñu am ñi am gardien am chauffeur ak ñeneen ñooñu am nañ njaboot ñooñu itam war nañ leen nattal te juróom-ñaari téeméer boo ko nattalee nit at gi yëpp bu waroon fay 1 million de francs 200 000 lañ koy wutali pour mu fay. c'est bien ça donc carte lay am rek di ñëw di dem hôpital. waaw carte bi ci mutuelle de santé bi lay bindu. boo leen demee ci site bu tudd www.sunusemu.com
wala ngeen dem ci mairie bi ngeen seen mairie wu gox wala ngeen dem ci centre de santé bi laajte fan la mutuelle bi nekk dinañ leen wax fan la mutuelle bi nekk boo fa demee nga yóbbu sa ñaari photo ak sa juróom-ñaari téeméer. Ça peut prendre en compte toutes les maladies. pour ci jam fi ñu toll nii am na quelques exclusions mooy maladie chronique yi nga xamante ne buñ ko jëlee léegi nii mën na rësloo keesu mutuelle mais lu ci mel ni dialyse état du Sénégal dafa ne dama koy génne ci mutuelle yi waaye man dama koy jël tey ji état du Sénégal mu ngi jël en charge dialyse parce que dialyse ku ne xam na ne nit ku soxla dialyse ñetti yoon nga koy def ci semaine bi bu ci ne nga def ko 65 000 francs muy 10 millions ci at bi loolu kenn amu ko fi. état du Sénégal ne loolu képp koo xam ne yaa ngi koy def ci public man dama la koy fayal. sémi nag di loo xam ne lu am njëriñ gis nga dialyse bi moo wax la rek am na ñoo xam ne xam nga lu ñuy def dañuy dem ci centre de dialyse bi ñu laaj gérant ñu dem ci ñu commencé yalwaan wër di yalwaan ci journée bi yëpp ba ci ngoon bi ñu dem ci caissier bi ne ko tey lii laa am caissier bi ne ko non tey dañ la jël beneen jour mu ne du ma la jël demal kooku dajalewaat lendemain bi bu amee tuuti indi ndax nit ki bu ñu ko dialysé wul bu toogee tuuti day ñàkk bakkanam te bu ñu koy dialysé di ko dialysé tey duñ ko dialysé suba loolu da ci kii donc feebar dafa di problème moo tax ñëpp war a jàpp ci juróom-ñaari moom bi mu xamee ne daf ñuy indi fi ba pare mu ñuy teg ay feebar lu tax mu indi ñu Baye Cheikh xam naa ni daal initiative bi daal am na solo waaye fexe tamit ba àddina yëpp di ko yëg dafa am solo déplacement bi nga def tey ñëw tey ci Yeewu Leen tey am na lu leeroon ci bopp lu leerul woon ci bopp yi leer na ci bopp yi. am na xam ñu ngi ci kër yi 3500 xam nga ñu ne bariwul mais seen esprit ak seen xalaat dañu naan daal mais lii lan la feebaruñu rek ñun demuñu te feebar mën na la def saa su ne kon képp koo xam ne kii yaa ngi ci kër war nga recensé sa waa kër yooyu leen bu ñu amul IPM dëgg-dëgg nga inscrit leen joxe leen 3500. te ña ngi koy fan lañ koy defee da ngay dem ca mairie ba soo demandé information il paraît que am na ñuy natt ci kër chef de quartier yi. am na système natt bëri na léegi sax mën nga natt ak sa téléphone fi nga toog nii. waaw boo defoon dièse 144. mais est-ce que dina am suivi après yéen. ci seen niveau. dina am suivi nit ñaa ngi dugg ci mutuelle yi te campagne bi loolu itam loolu yëpp. ci la bokk. te am na ko bëggoon dolli. dièse 144 dièse bu dee orange nga nekk boo ko toppee di nga ko def wala nga dem ci www.sunusemi.com ngi nekk bitim réew ak yooyu. bu ñu ko defee mën nga dem ba fay en ligne. am na lu ma bëggoon dolli ci li nga wax rek xam nga nattu 3500 yi boo ko defee. defoo ko pour yow kese. pour yow vraiment ndax 3500 fajul kenn. li tax muy jëriñ dafay ñëpp fay natt. de collecte ba. donc yow boo defee 3500. man mii am naa IPM. waaye terewul damay natt 3500 nattal ko sama wàññi sama waa kër. xam nga lu tax. ndax xaalis bi bu ñëwee du toog xaar. dafay faj suba ci soxla faju donc dama ciy am ñaar dama ciy am kiiraay. am yàlla pour man. ak sama njaboot waaye dama ciy jàppale itam communauté bi ñuy faju santé ci pays monde bi yëpp la boo leen demee États France tey dem Japon dem yeneen dëkk yi ñi nga xam ne dañu ne foofu boo fa demee feebar amul difficulté pour faju dëkk yooyu defuñu leneen lu dul lii. dañuy jël rek boole def ko xeetu natt ci soxla teggi natt boo xam ne kenn ñaanul teggi am carte vitale principe carte vitale loolu la rek. boo demee France sécurité sociale bi lan la. ñëppay natt tuuti ci soxla teggi loolu rek la. macha allah kooku daal information bu am solo la waaye nag na ngeen tàbbi nag ci communicateur traditionnel yi. pour ñu mën leen a yóbbu seen information boobu fi nga xam ne nii fi ngeen bëgg mu jëm. parce que bari na loo xam ne lii ci ngénte yeeg xew yeeg takk yeeg yooyu ci lañ ko mën a waxtaanee pour nit ñi mën a xam loolu lan la. seen yàlla daal barkeel na seen baat ba nga xam ne nii lu nu génne. nit ñi dañu xam ne lii la. mais lii mi ngi fi yàgg de. waaw am na ñoo xam ne ba léegi bokkuñu. très bien non dëgg la c'est juste pour gën a renforcer communication bi. c'est projet bu lii lu am solo la. mais toujours moment bi nga xamante ni Sénégal dañuy critiquer toujours suñu santé bi suñu wér-gu-yaram am na genre comme CMU bi nii ak surtout système bi ñuy doxee. nekk na ci Sénégalais yi moment yi nga xam ne soxla nañ ko trop. bien vrai que ñu man léegi moom xam nga jamono ji léegi ñëppay toog bind seen message bind seen kii ci réseaux sociaux yi critiquer xamuñu sax au fond lan la situation yi nan la réew mi di doxee wala nan la yenn ñi nga xamante ni jël nañ ko comme ay matuwaay donc mieux vaut tamit ñu gën di def communication bi loolu tamit lu am solo la pour yenn sénégalais lambda yi nga xam ne ñoo nekk feneen ak feneen Dakar Sénégal du Dakar rek ñoom tamit ñu mën ci jot ndaxte lii tamit am na solo trop. voilà en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax Mamadou Sely lii ma fàttali waat ni yaay directeur juridique et partenariat
bu agence nationale couverture maladie universelle campagne bi dafay continuer et puis soirée de solidarité bi ngeen naroon amal ak Youssou Ndour ak Super Étoile dañu koo bëtal ba fileek jëmmi jamono xam naa dina tomber ak coronavirus bi dem merci en tout cas ci jaar bi nga jaar tey ci Yeewu Leen bi pour ñu communiquer ci loolee nga xam ne ni moo di CMU bu ca kanamee daañu recevoir Mamiko Koko moo fi teewal projet bi li nga xamante ni mooy jigéen jàngal campagne bu jógee ci Sonatel Orange ngir gën a jàppale jigéen ñi ci école yi elle sera avec nous et puis fàttaliku gi tey El Hadj Mbaye Garmi nañ ci ñëw bu ca kanamee tuuti daañu waxtaanee koo xamee ni ab professeur la woon di professeur Assane Fall donc dinañu ko waxtaanee fileek ay minutes dinañ ñëw itam ci benn information bu ñu bëgg a joxe ci taxawaayu Albert Royer ay précision jëm ci xale bi nga xam ni moom la ñu defoon acte bu ñaaw boobule violé ko viol bu metti donc y a eu ay polémique donc dinañu leen dinañu waxtaan ak yéen ci ay précisions yoo xamante ni ñu ngi jógee foofee nga xamee ni moo di Albert Royer en attendant on va se taper une petite pause El Hadj Mbaye gar mi bëgg na traditionnel wala mu tradi moderne ajotu ki ne la ndaa naan la waaye nag wooy sa xarit Adja Khoudiolo mu Alaaji Madi Kenya ki faa ko jur wallaay te mère maamam Feder bu wallaay ku ma sa tàbbi nar tubaarkàlla maamam rek lañ daan jël wax ak Feder moom lañ dégg ma di Kenya nag président bu baax boobu léegi l'avocat de tous les temps wallaay Baye Cheikh mu ngoog fàttaliku gi tey ñu jagleel ko professeur bu mag El Hadj ci kii nu jëm nag Baye Cheikh man daal xam naa ni sañu ma ko jiñ wàlliwu waaye ku taxoon ak Alaaji Abdoul Aziz la te mu bàyyi woon ko xel mën nañ ci tàbbi na biir daarul hana wa kadha al ghina wa kadha al muna daarul habibi qulubuna tahwaha daarul habibi qulubuna tahwaha طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها. dama jàppee sama bopp benn mbedd mu mag. nee na moom dafa jàppee boppam mbedd mu mag. ay këram ko seq. ay kër seq ko. ci ndeyjoor ak càmmoñ. ci wàllu ndeyjoor ak wu càmmoñ. ñu ne ma bu ci romb benn kër bu yàqu boo ci romb mu yàqu loo ci man ci defar def ko. ñu ne ko Abdou jaaral ci mbedd mi di xool ndeyjoor ak càmmoñ kër goo fi gis mu yàqu daal loo ci mën na ko ca daj ba mu defaru. kër yi mooy ban. kër yooyu muy junj mooy yan. mooy wàllu doomu aadama. mooy wàllu doomu aadama. ak wàllu yàlla wi nga xam ne moo war doomu aadama ci yàlla. ak wàllu yàlla wi war doomu aadama ci yàlla. muy loo romb ci loo xam ne lii dana andi jaamaar loo yow Abdoul Aziz. ñu ne maanaam aji digle ne ko yow Abdou daal lépp loo romb loo xam ne jaamaar loog doomu aadama yi mën na caa sababoo. waxuma sax sa bokki Sénégal waaye foo ko dégg te man ca dara. waxuñu sax bokk yi nga bokk dëkkal réewum Sénégal waaye bitim réew moo ko dégg sax te man ca dara. lu mu ci doon def ci sa kemtalaayal kattan la ca des bàyyi ko ci loxol yàlla. fu mu fu xewee daal def ci sa kemtalaayal kattan la ca des nga bàyyi ci loxol yàlla. kon nag lépp loo xam ne dégg naa ko ci Sénégal mu di jaamaarloo. mu ne kon nag lépp lu mu dégg ci réew mii ñuy wax Sénégal mu di jaamaarloo. muy takk-takk doon tele benn guuxu ndox la moo doon sawee sama bakkan war naa ko sotti ci xalwa. nee na muy takk-takk loo xam ne su fayul di musiba doonte guuxub ndox la yore boo xam ne su ko wanaa suwul maanaam loru moom daal na ko xëpp ca xalwa rek ndax mu fay jàmmaam. ndax daw la yàlla wax wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaassa. dëgg la suñ ne ko moo Abdou ndox mi lu tax naanoo ko xanaa fayee ko xal wi mu ne xanaa la yàlla wax a tax ma def ko. mu ngoog loolooy fàttaliku bu tay bi ñu gis ci image u ma Abdou Aziz Sy Dabakh kon moom professeur ab taalibe Cheikh la woon akkan. waaw Baye Cheikh taalibe Cheikh akkan la woon maam Abdoul Aziz Dabakh yàlla nañu ko yàlla fayal. allahumma amin. ci jamono bu nekk kàddoom bu ñëwee day méngoo ak jamono jooju mu nekkoon nag mag mu yàlla baaxal.
waaye dafa taxawoon ak professeur Assane Fall bari na loo xam ne lii daana xew ci palais moom lay yabal suñu masaana am gan gu tedd gu jógee Maroc wala mu jóge Tunisie wala mu jóge ci réewu arab yi kàllaa maam dañ koy bëgg a dégg tubaarkàlla mu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne nii moom mooy population ba nga xam ne ñoo fa nekk wala gan yooyu nga xam ne tubaarkàlla ñoom ñoo teew ñëw fekk si ki nga xam ne kii mooy maam Abdou Aziz waaye maa ngi lay wax ne Baye Cheikh boo masaana gis ku yiw ci dundam yépp kenn mënu koo jam ci dara mooy Oustaz Assane Fall boobule dama dax nag ba dal ci njabootam te xam naa leen y'a 20 ans ci ginnaaw wala 25 ans ma xam ne daal góor gi daal laaj nañu fàttali ko képp koo xam ne kii taalibi tiijaan la nga dolliwaat ko ñaan ndax ñaan la boo xam ne bii bu dalee ci moom itam day dellu siwaat rek ci yow te xam tam njabootam ñu ngi fi wax dëgg yàlla nekk tam ay tuut tànk yoo xam ne yii dëgg ñu ngi toll ci jóg ak daanu tamit ñu bàyyi leen xel dina nekk lu am solo looloo tax daal tey may indi fàttaliku bu mag bile jëbale ko nag ci professeur boobu nga xam ni ñi jaar ci loxoom bari na ñi mu jàngal ci réew mi bari na am na kilifa yu mag yoo xam ne ñi ngi ci réew mi dañ daan dox guddi dem di taataan ci moom mu leen di wax ndax moom yàllaa ko mayoon xam-xam boo xam ne bi bu jéggi dayoo la yaa ngi ko gis noonu mu ngi dend ak sëriñ Babacar sëriñ Mansour xalif général des Tijanes te jamono boobu ak léegi photo boobu boo ko xoolee lu mu gàtt am na 30 ans photo bu yàgg la kon moom ko amoon valeur la wallaahi loolu tax daal tey ma taataan ko seet ko indi ko bégtalaat ko réew mi yëpp ndokkeel ci nag fameem waaye nag ndokkeel ci nag Maodo Sy Malick ndax moom dafa taxaw nag Alaaji Abdou loolu tax daal tey ma indi ko daal Baye Cheikh macha allah am na solo ñu ngi la ci gërëm El Hadj Mbaye Garmi fàttaliku gi tey comme chaque jeudi góor yàlla boobu lañ leen doon wonaleel professeur boobee nga xamee ni ñuy jaar ci ay loxoom bëri na donc ñu ngi la ciy gërëm bu baax El Hadj Mbaye Garmi ñu recevoir beneen invité Mamiko Koko Mamiko merci d'être là tey nga ñëw ngir ñu waxtaan ci projet bi di jigéen jàngal campagne yu groupe Sonatel Orange ngir gën a mën a te xale yu jigéen yi ci école yi amoon na film boo xamante ni jot na ci génn mais d'abord dañ lay nuyu Mamiko qui est très connue ci réseaux sociaux yi Facebook surtout ak Femme Chic si je ne me trompe et tout ça Mamiko am Mamiko indil Mamiko ne Mamiko ngi nii waneel Mamiko parce que turam rek la ñuy dégg y a plein de gens qui peuvent pas mettre de naka lañ koy waxee de visage sur son nom voilà ça vous embouche en quoi Mamiko merci d'être là na nga def naka suba si. ça va je vais bien. mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. j'adore sa voix oh là là kii jar na di woo de temps en temps le Mamiko je vais super bien. ah bien alors ah. bienvenue Mamiko ah. merci beaucoup. alors on n'est pas là pour parler de Facebook hein mais pour plutôt vous parler de ñu wax ci seen campagne jigéen jàngal. d'abord naka la campagne bi juddoo jigéen jàngal ba yow nga nekk ci nii war ci ñëw waxtaan ak ñun tey. campagne bi mi ngi juddu ci sum journée mondiale de l'éducation léegi nag ñi nga xam ni moom mooy waa Sonatel Orange daal di ko teg lépp rek pour li nga xam ni moom mooy fexe ba olof lay laa ko wolof. noo ko bëggee rek. waaw fexe bi nga ba xam ni parents yi dinañ jàppale xale ñu jàng parce que scolarisation des enfants dafa am li nga xam ni da koy def ci réew dafa am solo bu baax a baax. voilà donc campagne bi waa groupe Sonatel def ko à travers film bi ngeen di gis mu nekk film boo xam ni dañoo jël ay jigéen yoo xam ni am nañ expérience professionnelle jaar nañ aussi ci li nga xam ne mooy éducation aussi nationale jàng ba am seen i diplôme mais mu nekkoon loo xam ne jafe woon na tuuti ci ñoom mais ñu mujj nag réussir nekk nag vraiment ñoo xam ni ay références lañ ci àdduna donc comme vous le savez au Sénégal il y a des femmes pilotes la première femme pilote au Sénégal mi ngi fële ci gendarmerie nationale elle s'appelle Rokhaya Lo donc il y a d'autres femmes aussi nous avons eu des femmes premiers ministres au Sénégal et tout ça donc loolu yëpp bu ñu bëggee jigéen mën a am boobu sañ-sañ dem bay songu yenn poste stratégique yi il faut d'abord ñu dugal ko école mu jàng
voilà léegi nañu xool extrait wu film bi c'est ça film bi yéen a ngi ko tuddee sur le chemin de l'école. C'est bien ça. voilà donc film boo xamante ni dañ ci gis ay témoignages yu xale yu jigéen yu nekk ci ay collège nekk surtout ci biir Sénégal regardez. Abdou jugal ñu dem heure bi jot na. daw leen balaa ngeen a tardé dégg ngeen. gaaw leen waay balaa heure bi garaaw accident na bari. garaaw accident. nañu am fayda nañu am fayda nañu respecté sunu Sénégal. soo dem nga sa Dubaay. dama fàttali boo limee wàcc ba teg. ngir ubbil leen buntu ëllëg Sonatel day jëf ngir bépp jigéen des ci bangu école yi nañu ànd jëfee loolu. donc jigéen jàngal la ñu ko tuddee lan mooy objectif bi ak fan ngeen jëm exactement ak projet jigéen jàngal. objectif bi mooy permettre et donner la chance aux femmes jigéen yi ñu daal di am éducation mën a lire mën a bind. ba nga xam ne bu subaa dinañ mën a gérer seen vie. est-ce que xam nga ni que ñetti jigéen ñu jàng rek relever na benn économie réew. et dafa nekk lu am solo mais il y a aussi des contraintes. contraintes yi nga xam ni des contraintes sociales culturelles aussi ak li nga xam ni moom mooy ay contraintes yoo xam ni dina tax xale yi teel a bàyyi jàng. bu ñu nee teel a bàyyi jàng di comme ni ñu ko déggee sur le chemin de l'école am na xale yoo xam ni balaa ñuy laata ñuy àgg école lu lay dinañ ko daj. surtout en milieu rural tout le monde sait que il y a un problème de transport qui se pose mais aussi il y a un problème d'infrastructure nga xam ne am na fa. lu mel ni tamit da ngay dem li nga xam ne ci école yi du am ay toilettes spécifiques pour les femmes pour jigéen yi te ñëpp xam nañ ne jigéen à un certain âge dafay gis baax dafay soxla boppam bu jàngee ba benn heure mën a dem changer wu jël prendre soin d'elle et c'est très important donc il y a aussi aspect bi nga xam ne mooy financier la da ngay gis koo xam ne day dem ba digg ba yaayam dootu ko mën a fayal papam dootu ko mën a fayal tout en sachant que voilà jàng dafa am loo xam ne le minimum boo xam ne di nga ko ci def ci xaalis maanaam ci jënd fourniture ci inscription lépp rek pour mën a am ay livres mën a jàng donc ci loolu ñu xam ne jigéen égalité des chances dafa manqué ci réew mi peut-être que ça se sent pas à Dakar mais boo demee en milieu rural di nga gis ni que jigéen ñu ci bëri duñu jàng bëri na tamit li nga xam ne ay contraintes la lu ci mel ni sëy xale yi ñuy teel a jox ñuy sëy parce que beaucoup de parents pour ñoom jigéen wàllam ca kër ga la wàllam ca kër ga la togg yàq aussi toppatoo li nga xam ni moom mooy njabootam alors que bu dee ñoom doom bu góor pour eux c'est un investissement à long terme xale bi nga xam ne góor bi nga xam ne suba moo war a takk jabar góor bi nga xam ni suba moo war a yor yaayam góor bi nga xam ni suba moo war a yor papam combien d'enfants combien de mères ont eu des filles ba ñu amee doom bu jigéen ñu daal di leen xarabal ñu daal di leen indil ay coow ay wax ñu daal di leen xas tout simplement parce que jigéen la ñu jur alors que jigéen voilà alors que jigéen mi ngi vraiment école boo dem classe boo dugg les 5 premières boo ci compter jigéen lay nekk donc elles ont am nañ intelligence am nañ aussi vraiment caractéristiques sur les détails boo xam ni elles peuvent arriver facilement à tutoyer les hauts degrés du plafond de l'excellence et c'est très important que les gens le sachent léegi nag man li may njëkk wax mooy parents yi il faut que ñu gëm li nga xam ne moom mooy seen doom yu jigéen parce que jigéen baax na góor baax na jigéen yaa ngi fi nekk fi premier ministre jigéen yaa ngi fi nekk fi ministre de la justice jigéen yaa ngi fi nekk ay avocat docteur jigéen yaa ngi fi nekk ay ingénieur boo gisee li nga xam ne moom mooy mosquée bi nga xam ne tabax nañ ko fii Massalikul Jinaan bu ñu la nekk l'ingénieur bi nga xam ne moom moo defar plan bi toppatoo lépp c'est une femme donc war ngeen xam ni que jigéen aussi war nañ koo dooleel jàppale ko ba nga xam ne mu jàng donc avec tous ces contraintes qui existent il faut un accompagnement
d'accompagnement parce que tamit xam nañ tamit que les femmes aussi en généralité ñoom dañoo nekk ñoo xam ni elles s'exposent ci li nga xam ne moom mooy violence sexuelle. Donc bu dee yow parent bi tu as peur que sa doom dem école ñu yàq ko fa avec toutes les histoires qu'on voit ci fan yi nga xam ne lépp rek ci violence conjugale faite aux femmes ak sexuelle ñu ci bëri dañuy naan non jarul seen doom di jàng alors que c'est donner la chance à votre fille d'avoir une vie parfaite donner la chance à votre fille mu nekk koo xam ni dina mën a jëriñ askanam parce que au-delà de jëriñ sa kër au-delà de jëriñ sa famille il y a l'accomplissement aussi qui joue un rôle important sur le développement de notre pays maanaam jigéen réew moo dem bu jigéen jàppee góor jàpp développement ba dafay yemb. léegi naka la ki Sonatel di jàppee. Sonatel daf ciy jàpp à travers campagne boo xam digitale la ak dañuy jël ki nga xam ni moom mooy Mamiko jël ki nga xam ne mooy keneen ak keneen aussi ak seen plateforme bi nga xam ne tamit dañ fay jàllale li nga xam ne vidéo yi inciter les femmes à parler autour d'elles inciter aussi les hommes à parler autour d'eux li nga xam ne moom mooy campagne bi aussi caravane boo xam ne day dem en milieu rural tas li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mooy campagne bi te li gën a garaaw mooy dañoo def vidéo boo xam ne hormis cette vidéo là def nañ vidéo ba xam ni dañoo jël li nga xam ne ay xale yu nekk en milieu rural di jàng ñu daal di leen poser ay questions laaj leen lan la ñu bëgg ci seen àdduna lan la ñu bëgg ci jàng et ces enfants ont montré vraiment que am nañ bëgg-bëgg am nañ sañ-sañ dem fu sori léegi nag ba ñu defee vidéo bi seen yaay yi ñoom itam dañ leen jël en vidéo ba ñu déggee li nga xam ni recommandation yi ak bëgg-bëgg bi nga xam ne seen doom am nañ ko ñoom ci boppam dañoo tiit même seen papa yi tamit déglu nañ ko parce que ñoom mesuré wuñu woon impact bi nga xam ni jàng bi mi ngi koy def ci xale bi mesuré wuñu woon aussi bëgg-bëgg seen doom yu jigéen yi mesuré wuñu aussi les rêves que jigéen yooyu nga xam ne am nañ ko pour vraiment bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy defar réew mi. Voilà, très intéressant en tout cas donc campagne bi mu ngi actuellement sur internet et que di ngeen dem ci yenn zone yi. Merci. Quel sera le message Mamiko pour ñu jeexal. waaw campagne bi mi ngi ci plateforme humaninsightafrica.com muy plateforme groupe Sonatel Orange mais man message bi may jàllale mooy jigéen yi nañu gëm seen bopp nañu gëm aussi ñu doon c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est réduit vraiment à être une ménagère à la maison non jigéen dafa war a takk ndigam jigéen dafa war a takk sërëm jigéen dafa war a gëm boppam dem fu sori jigéen dafa war a jàng jigéen dafa war a def ay recherche jigéen aussi dafa war a ut expérience jigéen aussi dafa war a def renforcement de capacité afin d'arriver très loin et aussi les femmes il faut oser les postes stratégiques maanaam pétrole mi gis ngeen nu mu feeñee ci réew mi gaz bi nu mu feeñee ci réew mi la technologie la technique c'est très important ne vous limitez pas à être des secrétaires de direction ne vous limitez pas à être des commerçants. Non, allez plus loin, devenez des experts, des ingénieurs et c'est très important. Voilà, merci en tout cas Mamiko tu restes avec nous ñu jeexal yeewu leen bi am na fait divers bu ñu naqari sax bu fi am bërki démb xale bu ndaw bi nga xamante ni dañu ko violé wax ji bëri et tout ça donc on a les précisions bu Albert Royer c'est ça. précision bu professeur Malick Faye nekk président de la commission médicale d'établissement bu Albert Royer parce que Pape Cheikh xale boobu bi nga xamante ne kii di beau-père am daf ko violé dafa am ay image yoo xamante ne dafa fuité génn ci internet bi nit yi partagé ko ñu bëri ñaawlu ko parce que xale la et puis image yi c'était image yu choqué nit la personnellement j'ai refusé de les regarder parce que am na yoo xamante ne nit warul sax xalaat di ko filmer bu koy jël di ko partager. loolu dafa xew di filmer waate. filmer waate moom en fait on dirait que maintenant les gens cherchent à tout prix à vilipender et que lu ñuy munti def tey di nga gis kenn ku yor téléphone am di filmer programmer ko bu paree jël ko partager ko ñu tas ko je sais pas pourquoi lan moo leen siy pousse lan moo leen neex si jël lu nekk filmer ko ne xaaral nañ ko jël wane ko et puis dañ koy def arme di la ci menacer yu kenn xamul buzz ñu waxtaanee ko quelques jours après le pire c'est que en fait on en vient à banaliser ça da ngay gis nit bu ñu jël ci ay yenn ñaawteef yoo xamante ne peut-être tey mënoon nañ ko bañ a filmer wala nit dem ak ji nit histoire filmer ko partager ko mais dañ koy waxtaanee quelques jours ñu jàll ci leneen comme si de rien n'était en fait. pour man ñaar ñoo ko waroon. bëgg maa fekkee maa nga fa woon. ak comme li ñu expliqué muy li nga xamante moom moo di bëgg sulli lu ñaaw
ak génneel nit lu ñaaw ak waxal nit lu ñaaw te loolu nekkul la nga xamante ni lu rafet la nekkul lu jaadu nekkul la nga xamante ni ngor ak diine nangu na ko dama dégg si Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta mu wax ne te loolu yàlla moo ko yoon sallallahu alayhi wasallam wax na ko lépp la nga xamante ne nii yow xamal nga ko nit ñaawale ko wala nga xamal ko nit si lu naka su dul noonu siwal wala nangam balaa ngay dee yàlla dala koy nattoo te du yem fii parce que ku si nekk am na la nga xamante nii mas nga ko def wala nga mas ko wax te bëgguloo kenn yëg ko ku dul si déggante ak sa borom yàlla sàngala sutura kon bu fekkente ne doomu aadama dafa nekk si yenn tolof comme xale bi ngeen di wax nii jarul di filmer di wane gis nga dafa am la nga xamante nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu ko jàngal si diine yonent bi jàngal nañu ba jàngal ñu naka la ñuy nekkee ak sañu ay soxna si biir néeg bi l'islam amul tabu xam nga lan mooy tabu si l'islam wax bu amul yar ak teggin rek tabu la te lépp boo ko expliquer nit ki mën na ko comprendre sans pour autant que nga wan ko photo wala nga wan ko vidéo wala nga wan ko nangam yooyu nañ ko bàyyi ay filmer ay nangam ba si rob yi ba si dëj yi xamalante ne Pape mu ngi naan xam nga Pape mu ngi naan moytu leen film ak photo c'est que dafa am la nga xamante ni doomu aadama man maay Kocc Barma yi ma waxoon daaw ak daaw da nga si war a bàyyi xel te xale ba nga xamante ni yi fi xew ni yëpp doon la xamaan dama cee alerte xale ba nga xamante ni mu ngi toll si âge boobu lu mel noonu dal ko yow boo ko tiimee sa xel war na dem si leneen c'est que suñu humanisme lañ commencé di ñàkk te buñ demee ba ñàkk suñu humanisme ñoo ko xar yeeg bëy yeeg nag yi nañu ma baal ñoo yem waxoon naa ko fi dinaa ko répété yàlla alquran suratul baqara la tàmbalee jeexe suratul naas selon ni ñu ko tegee baqara mooy vache naas mooy nit yàlla dafa bëgg ñu jógee si état bu mala ñëw si état bu nit nañu def yëfu nit loolu rek moo nekk si alquran te jubal inverse bi moo am léegi dañ bëgg a jógee si rôlu nit dem si rôlu mala dañ ko bañ nit dafa am fu la yàlla teg yàlla bind la ne la li ma bind yëpp yaa ma si gënal loolu sag la yàlla bu ñu sagalee nañ sagal suñu bopp am na daal oustaz nu waxati rek vraiment dafa am ñoo xam ne ñi bi ñu xëyee seen morom yi jàngiwul am ñoo xam bu ñu xëyee seen morom yi jàngi métier defuñu boo tàbbee ci xew yi ku ci nekk yaa gis mu yor portable di wër ci xew yi rek di filmer ak di génn di wuti di xaar lu croustillant mais amul maanaam amul sens parce que loo gis am na fu mu yem xanaa doo dem nag ba màgget bi jaaw di yor sa film di filmer nit ñi vraiment te war a am loo defi mais moi j'ai vu la dernière fois c'est pas normal ki gaynde gi di xam bërki démb les gens zen di ko filmer loxo bi bëgg a dem mais moom on est dans quel pays là sob na loolu sax mbay waaye mais nit daal bu nekkee mooy li may wax rek bu nekkee ko waxati ko man dootuma ci wax man taux de pénétration li smartphone yi dañu trop daal c'est gaaw dafa gaaw di wax naa ko on s'était pas préparé à gis nga diggante 2008 mais dafa xew 2020 non diggante 2008 ba 2020 dañu préparé wu ci lii te lii mooy actuellement xam ne dañ koy wax ku nekk ak sa smartphone te yaakaar nga ne sa smartphone sa télévision la léegi mooy sa lépp mooy sa pouvoir da ngay mooy sa pouvoir da ngay gis ñi nga xamante ni bon ñu mel ne man amuñu suñu am pouvoir amuñu xam-xam bi jànguñu lan la ñu war a utiliser internet lan la ñu war a utiliser kii dañuy jékki-jékki rek ñoom lépp la ñuy balancer xamuñu li ba xam ndax nit ki dafa war a am dafa am loo xam ne war maam la dañ ko ko war a fonkal il faut juste nga utiliser sa xel à un moment donné et que tu te mettes à la place de la personne bi nga xamante ne yow yaa ngi koy filmer est-ce que man tey su ma nekkoon fii dinaa bëgg ku ma filmer ku ma wane oui ou non et puis xale bu ndaw ba nga xamante ne 3 ans la am normalement dañ ko war a protéger image am waxuma laak nag mu nekk ci def na précision moom médecin bi voilà médecin bi doo ko teg balaa heure bee dem waaw dañ doon kii ku ne doon wax naqaram dañoo mënal dara sénégalais mais dañ wax rek donc professeur Malick Faye li mu wax mooy que nekkul waa Albert Royer ñoom ñoo filmer image yooyu parce que bi ñu vérifier xale bi ñëwul ci hôpital bi opéré wuñ ko ñëwu fa donc ba ñoom ñu koy filmer te ñi ko filmer ñaawal nañu métier bi torop nañ ko xool précision yi ñëwaat personnel médical ak paramédical bu Albert Royer di wax aussi ci turu directrice pour wax ne xibaar bi ñu jot jël ay image yu mel noonu di ko def ci réseaux sociaux yi que ni waxtaan naa ak chef de service su chirurgie waxtaan naa ak responsable SAU waxtaan naa ak chef de service responsable pédiatrie ñoom ñëpp li ñu wax mooy lii xale boobu consulté wuñ ko Albert Royer hospitalisé wuñ ko Albert Royer loolu moom lu leer la ça veut dire que mësuñu koo gis Albert Royer donc image yooyu xamuñu fu mu jógee mais jógewul fii ci hôpital bi mais bu loolu weesoo aussi dama bëgg a ñaax nit ñi ñu def ndànk ci li ñuy def parce que information yu mel noonu boo ko amee da nga ko war a càmbar ba xam fi mu jógee avant nga koy diffuser loolu mooy benn ñaareel bi aussi pour wax nit ñi ne
image yu mel ni kenn waru ko di diffuser di ko partager parce que quand même ab xaleel la nit ki dañ ko war a sàng sutura et médecin pharmacien dentiste ou paramédical bu nekk xam na ne sàng sutura nit loolu am solo la quoi ñi ko filmer moom seen responsabilité la ñu engagé te bi ñu koy def aussi defuñu ko ci turu personnel médical ou paramédical bi nga xamante ne ci la ñu nekk donc encore une fois dañu def attention ci image yi parce que amul benn njëriñ ci askan voilà mu ngoog ñu doon déglu précision yu Albert Royer ak ki nga xamante ni mooy professeur Malick Faye ci kaawu xale boobu la nga xam ne ni moom la ñu ne dañu ko violé et que am na vidéo boo xamante ni limite dafa viral neexuta sax xool. voilà donc Pape Cheikh li ñu war a retenir rek mooy vidéo bi jógewul Albert Royer comme ni ko ñenn ñi waxee ndaxte déjà pour nga filmer nit il faut nga faj ko ci sa hôpital déjà te xale bi musuñu ko indi ci hôpital boobu di hôpital Albert Royer ba ñu koy faj ba war ko filmer et bi ñuy teg élément bi Mamiko mi ngi ñu indil précision yu am solo di wax que vidéo bi benn la jóge et que c'était même pas xale boo xamante ne violé nañu ko vidéo bi lañ jël takkale ko ak histoire bi nga xamante ne moom moo fi génn pour chercher un petit peu sensationnel touché xolu nit yi mais ak tamit looy posté na nga ko xoolaat daal te mettre à la place de la personne te demander ba xam lii bu doon man est-ce que buñ ma ko defee dina ma neex moo gën tout le temps rek ñuy jéem a xool man maa njëkk a posté lii man maa gën a buzz man maa dem jëli information et souvent intox lay nekk nga jël ko partagé ko dugal ko ci xelu nit yi ñëpp et balaa ñuy defaat tour bi bay wax ne lii nekkul woon dëgg fekk na c'est trop tard réaction yi am na et puis ñeneen ñi tam dañuy yaakaar ni ñoom bu ñu fekkee benn événement aussi même comportement bi la ñu war a am donc war nañ xoolaat bu baax mais on vérifie pas la dernière fois Mamadou Ndiaye mi ngi ñu doon wan benn application boo xamante ne vidéo boo mën jot boo ko ci dugalee dina la wax année yeeg kañ la woon ak kañ la ci dugg ak yooyu noonu yëpp mais malheureusement ñun li baax ci internet j'ai l'impression que ça ne nous intéresse pas malheureusement on préfère dugg ci ay détails mais lépp li nga xamante ne ci la ñu mën jàngee pour mu jëriñ ñu on l'utilise pas xam nga tey ku nekk ci ñun ak application boobu war nga mën a vérifier ba xam lii may génnee wala lii may dugal fu mu jóge ban at la woon ak yooyu mais malheureusement loolu noonu yëpp duñu ci fekk ñun daal course à l'information dugal jouer ci xolu sénégalais yi jouer ci sensation yi ku nekk wax ci sa xalaat après suba ñu jàll ci leneen comme beneen comme sanction rek il faut ça s'explique ça tu sais loolu dañ koy expliquer facilement da ngay xool information wala loo xam ne lu bon la tu peux avoir 10 000 partages sur cette information donc nit yi dañuy partager tout simplement pour wane ni man yëg naa wala xam naa mais bu dee quand tu vois bu dee lu baax la lu positif loo xam ni maa ngi collecté ay dons boobu léegi comme kii mi ngi connecté ay dons pour nga gis ko xarit boo xam ne da koy partager wala mu commentaire ki sax c'est un problème voilà donc les gens c'est quelque chose de négatif mais ça devient viral très rapidement les Sénégalais jouent un rôle important ci li nga xam ne am na société bi mooy société bi nga xam ni dañuy booster lépp li nga xam ni lu bon la daal di jël lu baax di ko xool baax dee na voilà mi baax moom dee dañ ko tàggee ba gas ba suul moom léegi daal moom lu bon rek mu daal di law siin c'est vrai constat boobu la ñëpp def et puis da nga naan à la limite boobu yaakaar ne Sénégal la sax mais dafa mel ne maintenant c'est partout dans le monde xaw ma yu bees yi la mooy ay mbiri internet yeeg yooyu yëf yi dem ba ëpp ba nit ñi dañuy fësal toujours ci lu baax lu bonu nit ki mooy nit ki def na lii loolu la ñëpp mooy ëpp bu fekkee ci ay vidéo la voilà yëpp yaa ngi xool li nga xamante ne lu bon la information boo xam ñëpp di ko partagé nga denc ko mi ngi noonu ñëpp mbon la ñuy sóor suba voilà bu fekkee da nga xëy nag am joxe benn information bu baax même ci presse bi presse ñun ci suñu liggéey bi nii yëpp information boo xam ne du sensationnel lépp lu baax la journal ba du jar problème de société la loolu nag et puis dafa nekk loo xam ne fond la ñu jiitu ci métier bi sax dañuy toog actuellement def ay séminaire di xool di xalaat lan la mën a def problème mbiru société la ndaxte société boo xamante ne muy man di yow ci biir société bi la ñuy jiite la ñuy jógee dirigeants yi suñu président ay sénégalais la ñu ay sénégalais c'est à l'image de la société boo xoolee benn bu ñu nee diw lii moo ko loo xool ci lu bon ñëpp koy daw di xool ji mais bu fekkee ñu ne lu baax la wala exemple defar nañ fee benn hôpital wala defar nañ fee benn kii ñii dañ ko war a jàppale parce que lii ak lii la dina am ñu ko xool mais du bari par exemple bu ñu fekkee mbiru Afrique la bu ñu nee Afrique dafa am dette bu toll nii actuellement d'ici 2025 wala d'ici 2000 kii bu fayulee borom yi Afrique yëf yi day gën a kii intéressé wul jeunesse africaine bi mun naa wax plupart je peux dire ñi ci bari boo doon def sondage ay 20% wala 15% même 5% lay intéressé ci xale yi mais bu fekkee da nga naan mbirum lii la nag diw la benn diw def na lii lu bon wala lu ñaaw ñëpp dañuy dem xooli ji loolu problème de société la. xam nga mooy li Pape Cheikh wax rek nga baal ma si ñaari kàddu rek dafa am la nga xamante ni
nit da ngeen di yàlla daf leen di boole ngeen nekk ci àdduna mu am fu mu la teg nga am foo ko teg nga jël sa bopp wax ko wala nga jël sa bopp dénk ko jamono ñëw la nga ko waxoon wala la nga ko dénkoon mu jël ko bëgg ko def arme contre yow di la bëgg la ko xeexaw la bëgg la ko nàngam te loolu amul benn réew ba nga xamante nii lu bon moo ko jëmale kanam te dafa am la nga xamante nii ci àdduna bi ku nekk boo ko xoolee sa bopp rek doo ko def mooy li Mamadou Ndiaye wax dafa am la nga xamante ni war na gën a mën a intéressé jeunesse africaine wala jeunesse sénégalaise bi si luy jëmale sa réew sa kanam si la nga xamante ngay xool koo xamante ni day nekk ci internet am lu bon rek lay xool suba ba ngoon si ma sàmba wala ma demba pendant ce temps Fatiha mokkul xamul ñaati farata moo am ci julli xamul naka la ñuy jàppee lijjanti wuñ ko li muy lijjanti mooy diw lu mu def diw lu mu wax diw fu mu dugg diw fu mu nang moo tax léegi tous les problèmes sont réglés à la police. merci alors que mag ñi ñoo doon ñaan njëkk waxtaanante problème bi xam nga bàyyi dogguma ñu étouffé yu bëri yenn ñaawtee fii du am mais bon dogguma la yàlla bu la yàlla dog gis nga réew mi yow dinaa la dog dama koy faral di ko wax naan gis nga réew mi lu ne am na fi comme li nga wax ñu am nuñ ko réglé te dara yënguwul lii ko benn kii di waxee Saalum di wax naan te tojul waaw donc loolu lépp yi ngay wax nii ñii di seetaan day dugg ci fii génn fii dégg ngeen wax na ci ba dee mais ñu wax rek ñu was lu àq wax rek bàyyi pour réew mi jàkk lépp rafet loolu rek moo am solo wax rek lañ fi am te bu ñu waxee xëy na bu tàbbee si nopp kenn nit mu changé doxalin rek xëy na am na kenn ka nga xamante ni si waxin soppi na doxalin yal nañu yàlla dolli suñu kaa rek nekk ci kaa rek kaa dafa xew nag yow tamit waaw yow yëngalee waa lii laa lële kaa moo xew te di yow en tant que fille damay jël benn koo xam ni mi ngi ci Instagram bi. micro au moins. te dañuy bàyyi seen yëf di dañuy jël koo xam dañuy jël koo xam ni am na au moins 50,000 followers ci Instagram bi wala ci Snap bi. am naa ci koo xam ni moom moo ma gën a maal waaye saa yu xëy laaj bi man est-ce que je vais bien alors que man xam naa ne daa maal man bàyyi leen ma damay 3 heures laa xaru tey damay mu xam naa ni moo ma gën a maal mais bëgg na ma wax ko. ndax foo toll na lay peese. alors Baye est-ce que ça va xam naa ne yaa ma gën a maal bàyyi ba 3 heures laa xaru tey nañ leen tàggoo ñun mënuñu dara ci réew mi ay xare la ñuy wut si duñu fay ñu toog ci télé bi fajar gii. gar mi rek a ñuy magal fi mu ne mënuñoo wax ba changer réew mi xanaa rek ñu tëj. ba suba mënuñ ci dara le coup est déjà parti li am na ba pare te ndox moom bu tuuree am mbàq ci def affaire bi xew na ba pare kaaw a xew c'est-à-dire lu ngeen ci mën ci wax bu gudd jotee Coro Mbaar Njaay mii dina woo Nday Yaxara barki Serigne Touba yu garaaw rek dina woo Yaxara yaxu bébé xam naa ni kii moom gàtt dans quelques minutes Ami Diop lay woo xam naa leen je les connais. Ndiaye ku muy moom et pas bu minuit jotee ano yëpp bind envoyé ma ko je les connais man nag Assane mii rek laay woo rek ñu waxtaan man ak moom waaye li ma yëg nag. Allez merci on va finir cette émission ñëw bàyyi leen nag Eva Tra Mami Diop ak Ndoye Bane bu ko defee ñu gunge leen ku yebu rek moytu parce que personne n'est à l'abri amul nit bu siiw amul nit bu siiwul parce que lépp la ñuy wili pande léegi na ñëpp moytu rek na ñëpp moytu bu leen wutal seen bopp seede ci dara ngeen gën a farlu ci li tubaab tuddee discrétion di gën di làqatu parce que da ngay ànd ak mbokk sax waxatuma la ak xarit ngeen ne ci jàmm muy wut arme pour yàqee la ko ëllëg xam nga loolu itam metti na su boobaa yow non seulement bu ngeen nekkee ci jàmm di nga ko wax sa bopp doo ko nëbb sa biir doo ko nëbb sa biti mais moom it parallèlement mu ngi enquête pour am lu mu la téyel donc yàlla ñu yàlla bàyyi ñu gën ci ñun mais na ñëpp farlu parce que man ak sama morom ma ci am personne n'est à l'abri voilà on va finir ak anniversaire yi njëkk a souhaiter un bon anniversaire à El Hadj Abo Bilal Koutia tey la anniversaire woy voilà kii dafa di kenn ci ñun muy Samba Sine mi nit ku baax ku bëri valeur au-delà de comédien bi mu nekk wala animateur bi mu nekk mais nit ku baax a ngi El Hadj Man Mbaye Garmi Baye Cheikh buñ la yónnee ci borom xolu joma macha allah demal ci Abou Bilal wallaahi dafa bëgg doomu aadama ba pare nag bëgg dimbale ñi jaar ci loxoom bari na de jëmm ji am na ñoo xam ne ñii seen stress bu 18 heures jotee lu ne ci ñoom Abou Bilal mi moo koy wàcc. ba pare nag mu nekk koo xam ne kii dafa généreux. il est très généreux da koy bokk ak doomu aadama nit ku yàlla baaxal moom daal la dund daal. dundam daal am na njariñ. dundam am na njariñ. koo xam ne dama bëgg ku defaru ba pare tey defare.
xamul sax moom dafa defar tamit ngi defar. koo xamul sax de ko woowee ñun ñu ko miin lool te sopp ko xam nañu valeur yi ci moom donc bëri valeur lool Kouthia ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér voilà suñu borom gën la taxaw ba lépp loo xamante ni yaa ngi ci rek mu gën ko yokk on te souhaite un bon anniversaire tes collègues ñi nekk Kouthia Show on a reçu tellement de messages Fari Mangane waa Jolof yi sa xarit yi Kulim Dioum Oumy Ndiaye London waa HLM yi ñi nga àndaloon à l'époque parce que nag wax dëgg yàlla bi nga ci ne boobu ñii ñëpp ñu ngi tootoo tap parti di jàng wax ak di kuusu am nga ci classe Corombaar Ndiaye gi yow bi ngay tàmbali booba tam judduwuñu wax dëgg yàlla Bius Ndiaye mii bi ngay tàmbali ku ne xam na ni booba tam mu ngi kuusu Mamadou Ndiaye bi muy nekk xale ngay tàmbali ku ne xam na ni moom mii ku ko dàmpaan mu jooy donc yaa ngi ciy bëgg a yàgg icône nga loolu kenn dootu ko werante yàlla na suñu borom taxaw la on te souhaite beaucoup de bonheur Kouthia joyeux anniversaire nit ku baax la de nit ku baax la de moo aay ci problème mu jàmbur da koy jël yenn ko ba nga foog ni moom sax moom problème bi fekk du ci lenn moom Kouthia ci fonk doomu aadama rek ak mun ko défendre man dama ko fonk bu duma ko xool ci ay bët donc ñoo ngi koy souhaiter un bon anniversaire moom Kouthia c'est de la part de tout le monde ñëpp jaar nañ fi tey di la ñaanal joyeux anniversaire à suñu beneen collègue Bintou Sall on te souhaite tout le bonheur du monde yow dindi ma pata bi nañ dem ci Bintou Sall ba pare ma doog a ñëw ci ki nga wane na dindi ko dindi ñëw ci Bintou Ablaye la sax mais damay yéex a ñëw moom laay mujjee moom Ablaye mujjee jàll teg dara biiram rëy na bopp bi rëy na làmminam rëy na teg ci dafa ŋàppaaral c'est un faux technicien mais Baye Cheikh jaaykatu garabu wolof la mais muy gëm loolu nit ñi technicien la Baye Cheikh surtout Marisène Maaw bii maa ngi moom dañu yàgg di sama xarit la de bari na ñoo xam ne ñi lee toog nañu ca antenne RFM ba moo leen fa gungi ba ñu dégg dara dafa fonk liggéeyam wax dëgg yàlla kooku tamit dëgg-dëgg souhaité ko joyeux anniversaire Baye Cheikh wàññiwul dara tem nga ne ko Ablaye de xanaa ma rus la ci kaw la bu mag bi tem nga ne ko Ablaye ñu dem xanaa ma rus la ci rek kon Ablaye Diop Diop jubba joyeux anniversaire ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér moom bokk na ci ancien yu groupe Futur Média bi muy ñëw la kenn ñëwut c'était il y a très longtemps voilà xëccoowul wanewul ne ci laa bokk wanewul ne dara jàng fi bu ko neexoon xëccoo loolu nag dafa am solo mbokk la ba pare ancien la ci groupe bi normalement doyen lañ ko war a dëgg la vraiment moo tax xam naa daal ren incha allah taala bu fekkee marque gi am na yéen xanaa ko boo doyen ngeen ma war a woowee sax man mi àggale Baye Cheikh doyen Baye Cheikh waaw doyen Baye Cheikh bu fekkee ne marque gi war na am ren. waaw moom Ablaye Diop ñëw dem ci groupe bi Ablaye Diop mi def ko. non kon man damay foofu. waaw bu fekkee non non. waaw kon man du ma dem man tamit du ma dem ren. kon oustaz la jël bëgg leen di leen bu ngi naan doyen nga may woowee. ndax moom dina dem. day dem moom day dem de. ndaw armal bu rëy armal kon denc la. armalu Ablaye Diop rek. dina mel ni dara. armalam amul Medine amul Makka. xanaa mu àbb tër sek ay wala Malika. kon am naa xam-xam de. donc Ablaye Diop joyeux anniversaire de la part de tous tes collègues ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér Bintou Sall tamit fii la nekk ci groupe bi ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire Bintou Sall Mbacké on te souhaite tout le bonheur du monde de la part de tous tes collègues du groupe Futur Média. Joyeux anniversaire à Bintaba, c'est de la part de toute la famille Bakunda depuis Kédougou. Joyeux anniversaire à bébé Oumi Brahim Sarr depuis Mariste, c'est de la part de ses mamans Fatou Diouf ak Diaba Faye. Joyeux anniversaire à Pape Ndoye, c'est de la part de tous tes collègues ASP de Tivaouane. Joyeux anniversaire à Aïda Maguette Gueye, Madame Sey, de la part de son mari Borom Darou. Joyeux anniversaire à Adama et Awa, les jumelles, longue vie à vous. Joyeux anniversaire à Mami Diaw, Yaay Fall bi de la part de la famille Diaw depuis Joal. Et puis joyeux anniversaire à Bintou Diallo, c'est de la part de toute la famille. Joyeux anniversaire à Baye Bakari Doukoura depuis Saly, c'est de la part de sa maman Seynabou Sarr et de son père Pape Doukoura. Joyeux anniversaire bëri na de à Pape Nia, on te souhaite la totale dans tes projets. Paya Nia waaw Paya Nia waaw ah ma nga amet ñaa la ndeysaan ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire kon joyeux anniversaire à maman Daba madame Nia, c'est de la part de ta fille Fatou et de ton fils Alioune ak toute la famille.
Joyeux anniversaire à Massabi Sousso Mariama depuis Gambie. Happy birthday. Joyeux anniversaire à Ami Diagne, c'est de la part de toute la famille. Ah, elle est jolie, Ami Diagne. Joyeux anniversaire à Ablaye Diop jàll na ba pare Pata. Joyeux anniversaire à bébé Abibatou Fall Ndiaye depuis Mariste. Joyeux anniversaire à Yacine Seck, Madame Guèye, c'est de la part de son mari Omar Guèye depuis Saint-Louis. Je te souhaite une longue vie, santé de fer et surtout beaucoup de bonheur. Et puis joyeux anniversaire à Célia Diallo, c'est la fille de Abdourahmane Diallo, correspondant groupe Futur Média Boumbour. Voilà, donc Célia, happy birthday. Joyeux anniversaire à ma prunelle, ma plus que sœur, ma fofolle de siamoise, longue vie, santé, réussite dans tous tes projets. Et puis joyeux anniversaire à Madame Ndiaye, Fatma Sen, Dundal, Wéral, Yokal. Joyeux anniversaire à Mohamed Ndiaye, longue vie, santé et plein de bonheur de la part de papa, maman ak Tata Mounas. Khady Diak aussi tey la anniversaire am, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Elle habite Joal Fadiouth. Voilà, merci à tous. Mon Ndiaye ba lundi. waaw inchallah ba lundi di. Mais il était à 16h lui hein. C'est pas chez ta mère hein. Et alors. Arrêtez hein. Et alors faut que tu arrêtes. T'es à la télé hein. C'est un plateau télé hein. Et nous sommes des professionnels hein. sama jigéen de Mariam. Ah kii Mariam la. waaw Mariam bu Ibou. moom tam ma ko souhaité. man jàllalewu ma dara damaa sonn ci anniversaire am na yu ma yore yónnee ma dara li ma jot laa lii xale bu yaru la. jirim la macha allah su tam xarit Masana jot dama koy wëri ne ko dama bëgg a laal boppu jirim mu nekk xale bu baax. na yàlla guddal fanam te sàmm. amiin Mariam maa ngi lay ñaanal jàmm bu baax. Mariam jërëjëf ba altine incha allah di remercier Univers Brodé depuis Parcelles Assainies numéro téléphone 77 231 96 99 ba leen di incha allah. incha allah. Assane. waaw Baye Cheikh xam naa suba rek. suba incha allah amoon yow suba di nga ñëw ñaari yoon wala. bu soobee yàlla incha allah. voilà Pape Hann mooy ñëw. non temps yi Pape Hann dañuy jàkkaarloo. ah waaw waaw waaw. ñu loolu laa jël. suba mel la di ko teg choc. yàlla baax na suba lay doon incha allah Baye Cheikh di wax ne tey rek am na ñaan bu ñuy organiser fële ci Yoff jàmmalaay. xam nga appel bi le 25 le 26 la incha allah. dañuy daje foofu tey si guddi à partir de 21h ak sang yu baax yi Serigne Mouhamadul Amin Laye si ndégalu xalif général Chérif Abdoulahi Thiaw Laye ibnu Seydina Issa ibnu Seydina Imam Allahi Mahdil Muntazar ngir ñaanal réew mi ñaan tamit feebar bi ñu fi doon waxtaane sànq yàlla yamale ko fi fa mu yem itam yàlla jeexal ko di waaj appel bi rek incha allah le 25 le 26 panel yi commencé na ak lépp ya nga xamante ni ñoom ñoo si aju di la gërëm si teranga bi nga ma defal si ñaar nga yore si iPhone gisuma woon lii bu ñu tegee beneen day doon ñett day ëpp joxatuma la jox ko nag yaa ko dig kii ñaar la yore waaw mais jox ko moom boo may ëppale kon mais ma digéet mais digee boor la digéet existé wu waxeet du am na xam nga ne yow gàtt bii day fay yow loolu wóor na la danga ma siy woo doo ma jot dafa war a woo pour xale yi waaw jërëm sa jabar ji fan lay jàngee coro a lundi ba lundi coro il faut qu'on commence leen def entrée à lundi inchallah. Merci à Aram Fashion pour la tenue. Elle est joignable au 77 976 24 04. Aram, merci beaucoup. Je t'embrasse ma grande Anta Ndiaye yow tam merci. Joyeux anniversaire à bébé Cher doomu Mamadou Mohamed Ndiaye. Yow on te souhaite un bon anniversaire. sama kooku sama doom la moom. Bébé Bigué Nadja également sama beneen nièce elle fait son anniversaire aujourd'hui. On vous embrasse très fort yéen ñëpp bisous ngeen la ñëw. tàggoon naa ba pare. merci beaucoup. Khady grand donateur ba suba. maa ngi nii Pape. à demain merci beaucoup ci don bi nga jox xale yi franchement c'est touchant. sama jikko la tey ñu ngi ci 2 millions 978 000 merci beaucoup à Moustapha Couture aussi depuis Touba participer na ci don yi bu baax a baax a baax merci yéen ñëpp ñu ciy jàpp keneen ku bëgg a jàpp wooteel ci 78 196 34 34 wala 76 198 68 10 merci beaucoup à Ndella pour la coiffure son téléphone c'est le 77 349 27 73 ou bien Baye Modou aussi Massata ak Monsieur Ndak merci pour la jolie tenue le téléphone c'est le 77 218 0019 Belange. incha allah El Hadj ba tey ci guddi incha allah. waaw tey ci guddi ak Nabir ak seen soppeel Hadj Modou Mbaye Garmi à partir de 23h incha allahu taala Baye Cheikh.
jërëjëf merci aux équipes Pape Samba ñu ngi lay gërëm bu baax Apou Diobé merci jërëjëf Khadim Cissé doon tuxu Petit Ndoy sa tur a ngi ci ñu ngi lay gërëm bu baax El Hadj Babacar ñu ngi koy gërëm ñoom Khadija waa maquillage fàttewuñu Babacar Bey ak togg mu Serigne Fallou bonne journée et à demain 8h certainement si je ne viens pas en retard.